seeni kër laa sama gaañi déglooti sunu kër FM sunu rajo laa sunu rajo laa sunu rajo laa déglooti sunu kër FM seeni kër laa mën a dégloo jaajëfal leen mbégte contentement la ñuy am saa su ne di teew ak yéen ci seen émission sunu kër matin fii ci biir sunu kër FM ngeen mën ñu am ci www.sunuker.com www.sunukerfm.com di leen jaajëfal di kontaan ci yéen bu baax a baax di jox seen wàccuwaay kenn ku nekk ci yéen ñi ngi lay jox suñu loxo di la wax asalaamaaleykum wa rahmatullah di nuyu suñu grand jawar depuis les États-Unis Californie ñi ngi koy ziar bu baax a baax moom ak suñu maman bi nekk foofu ak njaboot gi yëpp ñu ngi leen di ziar di leen jox seen wàccuwaay ci talaata ji yamoo ko fukki fan ak benn ci weeru janvier atum 2022 di jaajëfal képp koo xam ne rek yaa ngi ñuy teewlu jamono ji rawatina suñu auditeur depuis Goudomp di Abdou Salam Dian ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ziara di ko ñaanal jàmm ci bëccëgu tay bi waaye itam di ko ñaanal képp koo xam ne rek yaa ngi yeewu am sa féex di ko ñaanal ñi nga xam ni ñi ngi ci lalu hôpital yi di leen ñaanal wér yàlla fëgg seen bopp bañ dellu seen kër yi di ñaanal ñi nga xam ne ñoom la caabi féete ginnaaw caabi féete leen kanam bala leen fa delloo woon bañ leen fa yóbbuwaat di ñaanal kilifa diine yi kilifa aada yi nekk ci réewum Sénégal rawatina fii ci dëkk Mbossé Kumba jigéen di ñaan jàmm ci lépp fépp rek yàlla na jàmm yàgg yàlla jàmm sax ci xol yi fépp fu waay nekk rek sa xol di féex ngay bëggee di leen a bëggee bu baax a baax waaye itam di ñaanal suñu maman di yaayu Ndeye Roqee Sall di ko ñaanal moom itam tan bu baax a baax di ziar Ndeye Roqee depuis bustaan ñu ngi koy ziar bu baax a baax a baax di ziar El Ibrahim sama technicien bi borom ñaari galo yi ci tardé bu rëy bi waaye itam di ziar célibataire bu mag bi ci kër gi moom itam tardé rek lay def Cheikh Tidiane Dansokho président association des célibataires moom mooy président international recherché par Interpol mi ngi noonu Cheikh Tidiane Dansokho ngay aw foofu Elimane maa ngi lay ziar bu baax a baax yow daal da ngaa xëy rek yor say xeer di sànni ndànk macha allah jërëjëf ci xeer yi waaw say misil dal na baax na xanaa la ñuy duppee misilu sol maa ngi lay fay di la ziar bu baax a baax soxna Ndeye Marie Dawo di nuyu ñi nga xamante ne ñooy teewlu jamono ji rajo suñu kër FM ci www.sunuker.com di leen wax ne rek yéen a ngi ci seen émission suñu kër matin mi ngi nii am rek bés bu yàlla sàkk rek fii nii ci kër gi di ko daleeg altine ba alxames bu 8h jotee jàpp 10h macha allah équipe bu matinal bi ànd ceeg seen jigéen ju ñaawul ji nga xamante ne moom moo koy présenté di soxna Ndeye Marie Dawo macha allah mu ngi tooñ ñaari galon yi waaye xam naa ne moom bu ñuy jox poste président de xam naa pas kii bureau célibataire yi moom xam naa ne moom am na ci wàll bu mat sëkk. man aw wàllu ci célibataire de dama bëgg ñoom dara. alaaji bàyyi ngay def. man ma jël sama yoon bopp. ay kon baax na ay te ñu ngi nuyu ñi nga xamante ne ñoo nekk foofu noonu ci Sénégal yëpp ñu ngi leen di nuyu di nuyu ñi nga xamante ne ñoo nekk ci Afrique yëpp. Europe ñu ngi leen di nuyu surtout Modou yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di nuyu waa Amérique rawatina ñu féete ci États-Unis d'Amérique ba ci Los Angeles California ñu ngi nuyu suñu président directeur général Ndiawar Diop ak waa kër gi yëpp ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di nuyu ñi nga xamante ne ñoo nekk ci Brésil ba Argentine ñoom it ñu ngi leen di béggee waa Asie ñu ngi leen di ziar ñu ak waa Océanie fépp rek rajo bi ñu ngi fay déglu à travers si suñuy plateforme yaa xam ci application bi wala ci site bi wala ci Facebook live bi
wala sax ci YouTube bi ñu koy dégluwaat foofu ñëpp ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di wax rek mën ngeen télécharger seen application suñu kër FM bu fekkee Android ngeen yor da ngeen di dem Play Store su fekkee iPhone Apple Store boo leen defee suñu kër FM rek ngeen gis rajo bi foofu ngeen télécharger ko gratuitement mu neex lool macha allah. te oyof. Cheikh Tidiane Dansokho. Ndeye Marie Dabo maa ngi lay nuyu di la ziar di nuyu Eli Ibrahim Ka di nuyu auditeur ak auditrice bu suñu kër FM ci seen émission suñu kër matin wala ñi nga xamante ne ñu ngi teewlu ci 3w.suñukër.com maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen baalu ak di leen wax bienvenue dans votre deuxième numéro de votre émission suñu kër matin. mu ngi noonu deuxième numéro de la semaine. deuxième suñu kër numéro matin. waaw. Ndeye Marie di en profiter tamit di wax félicitations à nos lions malgré que defuñ fi dara. malgré que tension yi yéegoon na cardiaque moom ku ko amoon dem mënoon naa wàcc. defuñ fi tous. defuñ fi tous après dinaa ci commentaire demal revue des titres. mooy noonu deuxième numéro de la semaine mardi 11 janvier 2022 di ñëw ak yéen léegi ci kanam tuuti rek li nga xam ne mooy revue des titres li ëttu yëglekaay yi xëyee tey ci biir réew ak ci biti réew ñu fasal leen ko tënk laata ñu leen koy tasaareel ci xibaar yi digg bëccëg gi bu 13h30 jotee léegi li ëttu yëglekaay yi xëyee tey. seeni kër laa sama gaañi dégloo ci sunu kër FM sunu rajo laa sunu rajo la juróom ñetti simili moo bootu ci juróom ñetti waxtu dañuy daal di door li nga xam ni mooy suñu émission ak li ëttu yëglekaay xëye tey fësal ci seen xët bu njëkk dañu koy doore ak l'info quotidien bi nga xam ni moom daal nay xëye door ci campagne électorale bi nga xam ni moom la ñu dëkk mooy la ñeel li nga xam ni mooy vote local yi le choc des ambitions ñi nga xam ni seen i bëgg-bëgg dafa wuute waaye itam daal di bëri loolu ci langue politique gi moom Diouf Sarr benn tournée bu mu doon amal ni ki démb ca Bel Air daal di nay def benn mobilisation bu am solo Barthélémy Dias moom daal di nay accompagner kii di Khalifa Sall ak Madiop Diop ñi nga xam ne ñoom itam doon nañ def seen tournée foofu lee ci Grand Yoff kii di Benoît Sambou daal di nay dal bu baax kii di Ousmane Sonko Abdoulaye Baldé waaye itam di décliner li nga xam ne nag mooy programme bu Ziguinchor bu bees nga xam ni daal dina koy ŋàññi bu baax a baax Ousmane Sonko daal dina avertir ñii di population yu ñagis bi nga xam ne rek ñoom fas yéene taxaw tem les prédateurs fonciers qui vont leur arracher leur terre ils ne choisissent pas un maire véridique qui ose dire non mi ngi noonu waa ñagis lay daal di dànkaafu daal di xam ne ñi nga xam ne ñooy sàcc wàllum suuf bi ak yeneen yu ni mel danañ am maire boo xam ne nag dina taxaw rek osé wax li nga xam ni mooy déedéet Mimi Touré moom itam daal di def vol au secours de Moussa Sy ci foofu rek ca Parcelles Assainies ci meeting nga ba mu fa doon amal moom Mimi Touré nag daal dinay def attaque contre sa personne mu wax rek ak Mame Boye Diao moom itam bi nga xam ni fas da bëgg na doon lii di da bëgg na def Kolda lii di ab ville bu yees ba tey ci li nga xam ne mooy li ëtt yëglekaay yi xëyee tey ñu wax ak Vox Populi moom bi xëyee ak victoire gaynde Sénégal 6 juste grâce à Mané waaye itam ci biti réew daal nañu koy fësal ñoom Vox Populi ci yële xibaar ak Mali bi nga xam ne nag lii di CEDEAO daal dina koy condamné muy daal di ñaawlu te xam ne lii ay mesures inhumaines la waaye itam illégal et illégitime yi nga xam ne nag teg nañ ko ci biir ci ndodd boobule dëkk moom Alpha Blondy di wax ci biir Vox Populi daal def ces sanctions contre le Mali sont un aveu de votre impuissance ñi nga xam ne ñoo jiite kuréel gii di CEDEAO wala daal di joxoñ baaraam tuuma ne dañoo tële moo tax ñu jël yenn genre sanction yi ñu daal di wax ak l'observateur moom itam
xëy ak Pape Diop Mame Mbaye Niang ak li nga xam ni mooy solution locale pour une victoire capitale ñoom ñaar ñooñu le di xëccoo li nga xam ne mooy ay mairie moom Pape Diop ak kii di Mame Mbaye Niang dañ ne lekk ni victoire capitale rek la ñu daal di bëgg. Diouf Sarr moom itam ci idée yi nga xam ni am na ko yu màgg waaye itam conférence territoriale bi nga xam ne nag bëgg na ko def Mamadou Ndiaye Rahma moom itam mi ngi ci biir l'Observateur di wax les mots de Kaolack Thiès Linguère Kébémer le grand tour d'horizon moo ngi noonu ci xëtam bu njëkk waaye itam gaynde Sénégal ba tey ñi ngi ci l'Observateur jusqu'au bout de l'ennui Henri Camara daal dinay wax ay kàddoom di xam ne ni nag on ne peut pas passer notre temps à pleurnicher sur les absents ñi nga xam ne nag ñëwuñu waruñu sax di compter ci ñoom pour di def ay match pafal moom itam wax na ci l'Observateur il va falloir que les leaders prennent les choses en main ñi nga xam ne ñoo jiitu ñoom itam fas yéene jël seen matuwaay def rek collecte d'aumônes plutôt dans les mosquées enquête sur une activité bourrée d'arnaque li nga xam ne nag mooy aumône yi di ni ñu ko waxee ti sax ci wàllum asaka yi nga xam ne moom la ñuy joxe ci wàllu ci jàkka yi lu ci ëpp day daal di doon lu ci ëpp ay arnaque lay mujj doon ñu wax ak Teral Quotidien mi nga xam ne fësal na ci xëtam bu njëkk moom itam Abdoulaye Diouf Sarr a un parcours qui lui donne une maîtrise parfaite de la gestion des collectivités moom ci ay jaar-jaaram Abdoulaye Diouf Sarr mën na tax ba mu am maîtrise ci li nga xam ne nag moo jëm ci wàllum collectivité territoriale yooyu nag mu wax ak Saint-Louis maître Alioune Aba Talib Gueye moom itam mi ngi daal di woo ay acteurs yi ñu daal di rek fal ki nga xam ni mooy seen maire résident bi nekk foofule ca diwaan ba buñ jigee ci teral dañuy dem ak Dakar Times bi fëtal ci xëtam bu njëkk nataalu kii ji njiiti réew mi ci li nga xam ni mooy le Sénégal seul perdant jëm ci wàllum sanction bi nga xam ni teg nañ ko ci ndoddu Mali moom Sénégal moo ci ëpp lu mu si ñàkk le Sénégal risque de perdre 253 milliards chaque année en cas de fermeture des frontières. 4 millions de tonnes de marchandises maliennes passent chaque année par le port de Dakar mu ngi noonu Sénégal moo ci nar a ñàkk bu ñu appliqué li nga xam ne mooy daan yooyu bu ñu fa jugee dañuy dem ak critique yéen kaay bi fësal ci xëtam bu njëkk nataalu ñii di waa Benno Bokk Yaakaar les démons de la division miin Benno Bokk Yaakaar mi ngi noonu bu ñu moytu rek xaajaloo mi ngi leen di yoot Adama Faye leader de la coalition Defar Sa Gox la population ne se constitue pas plus de bataille politique Doudou Wade moom daal dinay wax se fait déshériter waaye itam baaxum prône l'intelligence collective à Grand Yoff maire résident qui de maître Alioune Aba Talib moom itam Gueye écartement sur Faye et consort ci li nga xam ne nag mooy élection locale yi ñu jógee ci critique dem ci enquête yéeni kaay moom itam mu wax ak CEDEAO ak Mali mi nga xam ne nag def nañ ko terre isolé ci li nga xam ne mooy kuréel gi waaye itam lu ci mënti am lii di gouvernement de transition appliqué li nga xam ne mooy la réciprocité au pays de la CEDEAO en fermant ses frontières aux États de l'Union. La société civile sénégalaise est divisée sur la question mi ngi noonu ab njàqare lañ ci amal lii di Mali gannaaw bañ ko defee terre isolé daal dinay tëj ay frontière am ci diggante dëkk yi nga xam ne nag ñoo ko séq bu ñu jigee ci enquête dañuy dem lii quotidien moom itam wax ci gayndey Sénégal waaye itam ak élection locale yi une entrée sauvée de justesse moom la ñu xamal waaye itam ci li nga xam ni mooy élection locale yi en tournée dans sa commune Zahra Iyane Thiam offre 500 000 de francs CFA aux retraités moom la daal di teg ci table bi may ko ñi nga xam ne ñoo dem à la retraite waaye itam ca Ziguinchor Ousmane Sonko ma nga fa Goudomp réserve un accueil chaleureux à Sonko ba tey Diouf Sarr déjà dans la peau d'un maire de Dakar daal lay dugg ci mbubu maire bu Dakar Rewmi FM ay Africa 7 ñoom itam mise en demeure lañ leen daal di jébbal ba ci lii di RFM jaat nañ leen di jox ab mise en demeure jëm ci li nga xam ni mooy transmission des matchs de la CAN 2022 foofule
ca Cameroun. ñu jugee ak lii quotidien dañuy wax Le Soleil ak victoire bi nga xam ne moom la gaynde Sénégal am waaye itam élection locale yi ba tey ca geneen wàll ga Diouf Sarr Barthélémy Diaz courtise les Dakarois ñoom ñi ngi daal di rek saafonte ak askanduk Dial Diop victoire gaynde yi au FONSEP ñu ngi noonu Aliou Cissé coach du Sénégal notre abnégation à payer li nga xam ne rek mooy seen ticket de qualification. La Guinée vient à bout du Malawi waaye itam le Maroc vainqueur du premier choc contre le Ghana ñoom nag loolu lañ daal di fësal ci seen xët wu njëkk bu jigee ci Le Soleil dañuy dem ci la ak 24 heures ñoom itam di fësal nataalu Bougane Gueye Dany leader gëm sa bopp ci li nga xam ne rek mooy élection locale yi wax rek Bougane Gueye risque-t-il de renverser kii di Barthélémy Dias ci li nga xam ne mooy élection locale yi waaye itam AKF moom itam fasal nañ nataalam ci li nga xam ni mooy 24 heures yéene kaay sur l'intercommunalité jëm ci élection locale yooyu la bu ñu jugee ci 24 heures dañuy dem ak l'exclusive yéene kaay moom itam fasal ci xëtam bu njëkk nataalu kii di Bougane Gueye Dany waaye itam Diouf Sarr ak ci li nga xam ni mooy tournée ba ci Amadou Hott bi nga xam ni rek mi ngi def moom itam kéemtalaay kattan Amadou Hott apparaît en Buxaaba plutôt et surprend son monde mi ngi noonu waaye itam kii di Bougane Gueye Dany dans le viseur de Bougane Barthélémy kii seetil ndax moom moo nekk ci li nga xam ne mooy ligne de mire kii di Bougane Gueye Dany. La bataille du Ndiambour fait rage Mamour Diallo ak ki nga xam ni mooy Moustapha Diop ñoom itam ñi ngi daal di rek wane di dirante seeni mbagg bu ñu jigee ci li nga xam ne mooy l'exclusive dañuy dem ak Rewmi Quotidien mal donne au local pour la majorité loolu rek lañ daal di fësal waaye itam ci geneen wàll ga ñi nga xam ne ni le Mali rappelle ses ambassadeurs ferme ses frontières ñi nga xam ne ñoo jot a am ay ambassadeurs ci diwaanu Mali mi ngi leen di rappeler ni dafa war a tëj lii di ay frontières bu ñu jugee ci li nga xam ni mooy Rewmi Quotidien dañuy dem Direct News Moussa Sy la fësal ci xëtam bu njëkk victime du sabotage de ses propres camarades lañ ko daal di xamal de dafa jàpp ni ay camarades nga xam ni partem ñoo ko saboté une belle mobilisation à 17h une pagaille déclenchée par les nervis de la Médina. Amadou Ba responsable APR sème à 20h nga xam ni mooy longue attente du candidat Abdoulaye Diouf Sarr Mbaye Ndiaye ak kii di nga xam ne dafa absenté Benno étale ses divisions xaajaloo la ñu daal di teg ci table bi bu ñu moytu rek lii di local yi dana nar a tàng ci ñoom li nga xam ne rek ba tey moom la Sport Plus xëyee ci li nga xam ne mooy nataalam di gaynde Sénégal Sadio Mané sauve les siens daal na leen di dimbale ci penalty bu mu daal di créer rek du lakk caaxi bu ñu fa jigee dañuy wax ak li nga xam ne mooy les Échos moom itam ñëw ci les chiffres de l'ANSD ñoom itam ci enquête yi nga xam ni doon nañ ko def ñu wax rek 7 employés sur 10 dans le secteur moderne sont des permanents ak li nga xam ne mooy 74% des salariés permanents sont des hommes les femmes 47,7% dans l'enseignement loolu la ñu daal di fësal ci chiffres yi nga xam ni moom la ñu jot a am ci ANSD bu ñu fa jigee dañuy wax ak libération bi wax rek daal ni Seka ak lii di Sonatel de hors la loi la ñu daal di xamle la société Eiffage de la concession de l'autoroute de l'avenir qui n'a pas payé la redevance depuis sa création refuse de communiquer ses états financiers à l'ARMP ak lii di l'opérateur de téléphonique fait du waxaale loolu la ñu daal di fësal ci li nga xam ne mooy ñaari këru liggéeyukaay yooyu di Sonatel ak lii di Seka ndax fayuñu seeni redevance ci li nga xam ni mooy jëm ci suñu trésor li ñu wax ak tribune bi xëyee moom itam ci xotam bu njëkk kii ji njiitu réew mi ak comité bu CEDEAO tir groupé sur Macky Sall et les présidents de la CEDEAO Babacar Justin Ndiaye moom itam daal di wax les moutons de
Panurge et de Paris loolu lañ daal di xamal ci li nga xam ne mooy la tribune ndax dogal ba ñu jël teg ko ci kaw Mali ba tax mu tëj ay frontière am le quotidien li yéene kaay daal di def Adama Faye expulse le Descos mu ne le juge des référés a ordonné plutôt son expulsion depuis 2018. Le DG de la Descos dit que la lenteur n'a rien à voir avec les liens familiaux de Adama Faye ci li nga xam ne nag moom la ñu koy toppee jëm ci wàllum Descos. L'exclusivité des 3 télé est en train de nous pénaliser moom la ñu ki nga xam ne taskatu xibaar bi di Aboubacry Ba nekkoon fii ci RTS di directeur de 6 médias moom itam loolu la ñu xamal ne droit de transmission yi nga xam ne moo jëm ci wàllum diffusion des matchs dina pénaliser lu bari ci wàllum Sénégal. Walf Quotidien daal di xëy moom itam ak comité transition bu Mali mu ne la junte se rebelle jëm ci li nga xam ne mooy daan yu teg ci Mali bàyyeekoo ca CEDEAO. Les Lions arrachent une petite victoire ci li nga xam ne mooy seen jongante diggante ak Zambie. Dañu wax ak le Témoin quotidien moom itam fësal ci xëtam bu njëkk nataalu kii di Adama Faye bi nga xam ne nag daal dinañuy wax un squatteur impuni ci li nga xam ne moom lay def ci réew mi depuis plus de 3 ans. Le frère de la première dame occupe impunément le terrain d'autrui et refuse d'en dégager malgré une condamnation de justice. loolu la ñu xamal ni dafa lànk kandaare nekk ne du joxe suufu jàmbur yi nga xam ni daf ci daal di dëkk ëpp na ñetti at boobaak léegi. Gaynde Sénégal la ñuy wax ba tey ak Sud du Quotidien. Les Lions a arraché li nga xam ni mooy seen victoire gannaaw ay jafe-jafe yu ñu doon jànkuwanteel ci bile match. Bés bi le jour moom itam Gaynde Sénégal fësal Zambie ak Zimbabwe ak Sénégal ñoom itam 1-0 en faveur des Sénégalais moom la xëy. En attendant le derby, Kaba Diawara engage la bataille psychologique moom li nga xam ni rek moo bokk ci joueurs yi guinéens yi daal dinay jël daal def ab bataille psychologique jëm ci wàllum Sénégal. Ba tey l'évidence yéeni kaay Mimi Touré daal dinay s'expliquer li nga xam ni moom la Sénégal jëm ci li nga xam ni moo wala bokk ci incident yi am ci meeting d'ouverture bu Benno Bokk Yaakaar foofu le ca Parcelles Assainies. CEDEAO marionnette de l'Occident daal dina koy def ab fowukaayam ñii di tubaab bi jël ko rek di leen manipuler num leen neexee. Rahma en pole position ci élection sondage yi ñu def kii di Ndiaye Rahma la ñu jox tête de liste fii ci diwaan bi. ba tey CEDEAO dañuy des mu ne ce machin de la France ba tax ñu fësal kii di nataalu njiitu réewum France Emmanuel Macron mu daal di rek fëgg ci table bi di xam ne ni nag dafa daal di mer waaye lu ci mënti am ñi jàpp nañu rek ni lii dafa nekk sous l'emprise de la France. Source A daal di xëy ak gayndey Sénégal ça promet et ça accuse jëm ci li nga xam ni mooy wàllum campagne bi. ba tey les Lions pitoyables jëm ci li nga xam ne mooy seen victoire bi ñu am ci diggante ak kii ci Zimbabwe ni ki démb rek. waaye itam dañuy wax jeexale ak suñu làmb bi nga xam ni mi ngi fësal ci nataalam bu njëkk kii di Balla Gaye 2 Gris Bordeaux ak kii di Boy Niang. Son staff a fait son choix. Prochain adversaire de Balla Gaye diggante Boy Niang wala Gris Bordeaux kan la ci doon. Gris le 31 juillet Boy Niang en 2023 donc kii di Balla Gaye 2 kii di Gris Bordeaux la fas yéene jàkkaarloo le 31 juillet 2022. Boy Niang moom day xaar atum 2023 mu jeexale ko ak Modou Lo. fera-t-il mieux Eumeu Sène ndax dina def lu ëpp li nga xam ni mooy Eumeu Sène ci roi des arènes Ama Baldé apporte la réplique ce mardi. tey la wala jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi ci li nga xam ni mooy point de presse bi mu doon dem. mi ngi noonu Elimane li ëtt yëglekaay yi fësal ci seen xët yu njëkk yi mi ngi noonu ñaari ponk la
li ci ëpp élection locale yi ak gayndey Sénégal yi nga xam ni ñoo doon football ni ki démb ci kanam tuuti ñu dikk ak genn ci commentaire yi. sunu gaal gi moom du mës a suux du mës a suux man di dégloo di sunu kër FM seeni kër laa sama gaal gi dégloo di sunu kër FM sunu rajo la sunu rajo la ñaar fukki simili ak juróom benn moo bootu ci juróom ñetti waxtu dañuy wëyal li nga xam ne rek mooy sunu émission ci biir kër gi sunu kër FM yéen a ngi ci seen sunu émission sunu kër matin ba tey ñu daal di dikk ak yéen ci li nga xam ni moom la ëttu yëglekaay yi fësal tey Cheikh Tidiane Dansokho gis nga ko ça tourne autour de 3 axes ci li nga xam ne mooy sanction bi CEDEAO jël teg ko ci réew Mali waaye itam élection locale yi nga xam ne fi mu ne nii jax na ci réewum Sénégal ak victoire bi nga xam ni gayndey Sénégal am nañ ko démb donte ni ay jafe-jafe yu métti sax dund nañ ko ci seen biir match waaye dañuy xool rek li nga xam ni moo jëm ci wàllum CEDEAO sanction bi nga xam ni jël nañ ko teg ko ci ndoddu Mali ba tax ñii di gouvernement bu Mali daal di tëj seeni frontière di rappeler ambassade yi nga xam ne ñi ngi ci biir diwaan ba ñu daal di jël seeni dëbës génn seen dëkk comme dañoo jël Mali def ko pays isolé. waaw soxna Ndeye Marie Daba dama lay jaajëfal ci revue des titres bu am solo bu nga def ci suñu ñaareelu numéro de la semaine mu doon ab décision bu nga xamante ne wàcc na démb waaye dafa doon li nga xamante ne sax information la maanaam kii di président Guinée bi Mamadi Doumbouya moom daf ko xotti moom nee na tëjul benn frontière am dama ci en profiter parce que da nga wax ne Sénégal moo ciy perte chaque année 252 milliards c'est 253 milliards te loolu dama koy firndeel parce que gis nga oto yi fii yëpp dañ fiy aw ñun Kaolack lañ dëkk donc dafa doon loo xamante ne balaay Guinée di réagir na Sénégalais réagir parce que ñun ñoo ci bénéficié wu xaru tabaski Mali ñoo ñu koy jox luñ bëgg ci wàllu karité ak saabu yu baax Mali moo ñu koy jox donc balaay Guinée di réagir nañ réagir parce que Sénégal ak Mali loolu warut am sax ay tëjum frontière mais ñun dañu jël y a deux Afrique de l'Ouest Afrique de l'Ouest ñi nga xam dañoo ànd ak français yi ak Afrique de l'Ouest bu beru Afrique de l'Ouest bi ànd ak français yi ñun moom xam nañ suñ bopp parce que dañoo nekk réew moo xamante ne c'est xaw ma Emmanuel Macron lañ koy xaw ma nuñ koy waxee sax moom moo ñuy Omicron looloo ko war a dal moom moo ñuy diriger donc ci wàllu diplomatie dañ ciy arrière surtout wàllu économie falaay basé wu parce que Ndeye Marie ñëpp xam nañ ne lu ëpp ci marchandise su malien yi port bu Sénégal lay wàcc 20% des exportateurs très du bien Sénégal direction Mali lañ jël direction Mali gis nga gars yi dañuy wax nii rek mais économie Sénégal Mali da koo yor Mali da ciy participer muy ci wàllu vol maanaam boo jëlee avion da ngay fay billet Mali am ci Sénégal am ci seen oto yi chaque jour que jëfee ñaari bus dana jóge Kaolack wala ñett yi jóge Dakar moom waxaalewu ma ko donc loolu dafa doon loo xamante ne gars yi dañ cee war a veiller parce que sénégalais li benn waaye wax sànq maa ngi koy gis mu ngi commenté naan ñun dañoo nekk réew moo xamante ne li naqari peuple bi sénégalais mooy neex ñi ñuy jiite te dafa mel ni li mu wax noonu dëgg la parce que mënumaa comprendre ñëpp xam nañ ne Guinée bu tëjee frontière ak Mali suux parce que Guinée ñoom waxaale wuñ ko ay tëjum frontière pays africain yi dañoo war a booloo manko doon benn ñu jéem a français yi leen arrangé rek gis nga Covid rek tant que ñi ngi xaajaloo moom seen jëre di tooy gis nga Covid baa ngi nii fii lañ wax naan ko vacciné wu du la dal ñun ñëpp dañoo vacciné wu maa ngi nii fan yëpp li dal nit ñi moo ma dal te na ba pare Abdoulaye Diouf Sarr li ma def reportage keroog rek talut sax santé bi mi ngi war di tourner de ma ngay daw ca gannaaw mairie bu Dakar donc yow Sénégal dañuy wax cumul de fonction munoo nekk journaliste nekk jaaykat fan ngay amee information fan ngay amee ay thèmes yu neex journaliste à chaque fois boo toogee da nga war di xalaat médecine du caaxaan yow léegi bu ñu la falee mairie Dakar yow da nga fay soit da nga ciy ba benn soit da ngay ba ministère bi nga ñëw nekk ci mairie bi soit nga ba mairie bi mais duñ ko def dañuy bëgg a nekk ministre nekk maire
loolu moo daloon Mariama Sarr mënul nekk ministre nekk maire léegi li nga war a liggéey da nga ko fi bàyyee benn Ndeye Marie Dabo mu woo ay mbokkam ñu séddoo ko boogi buñ la daanelee nga naan ko non askan wi ñoo la bañ askan wi nan lañ koy bañee gisuñ maire même ak ku munti falu Kaolack démb dama laaj benn waay ci wàllub kii mu ne ma ku munti falu Kaolack na jëm ci wàllub assainissement ñun loolu rek lañ soxla waaye ay dinaa defar hôpital ak dinaa defar di gis nañ fi district sanitaire yi ñu fi taxawal dañ koy tabax ba pare buñ paree mbaam yi ñoo fay dugg district sanitaire bu coof ak boo fa demee gàcce ngay am donc décision bu leew na nag non bu leew na mënu ma koo jëlal benn hôpital moo fi am mooy hôpital bu mag hôpital bu ndaw sax xanaa bi directeur bi toogee la xool recette yi mu daal di koy defaraat te ba pare Ndeye Marie Dabo dama ciy am profité école yi bëri amuñ ndox chaque jour maa ngi koy wax ñi ngi ci de ñi ngi ci am coono yu métti sax ñi ngi topp campagne bi di wër naan dañuy joxe ay millions di joxe démb rek am na benn candidat bu ñëw sama koñ di may maire yi 10 000 5 000 maire yi naan ko dimbali ñu suñu école bi am ndox wax dëgg fa yàlla autorité yi nekk Kaolack fii nañ ci jóg munoo di dem di dépenser ci campagne 1 milliard 500 millions te école yi nekk ci diwaan bi amut xale yi ñooñu ay xale lañ donc décision bi nga xam ne CEDEAO jël na ko ngir yàlla ak yonent bi suñ autorité yi nañ ci xool buñ topp li tubaab yi di def Guinée de moom daa teel a réagi Mamadi Doumbouya man ñooñu dañoo am fulla xam nañ seen bopp te Sénégal Guinée waru ko woon jiitu déedéet Sénégal Guinée waru ko woon jiitu parce que Guinée bu amee lu muy perte fii la koy perte parce que ñoom bu ñu amee seen banaan fii lañ koy jaay see malgré que ñi ngi frontière ak Mali waaye Sénégal kenn waru ko ci woon jiitu Ndeye Marie li nga xamante ne man sama intérêt la bu dara xewee kenn du la ko xañ donc dafa doon décision boo xamante ne pays africains yi nga xam ne dañoo frontière avec le Mali ñoo war a njëkk a jël décision daal di xotti décision bi nga xam ne CEDEAO mooy kan da leen arrangé dong moo fi ne fii lañ naan ku vacciné wul doo dugg seen réew anamu ñoo leen fi teg da ngay fay vaccin 40 000 francs benn waaye mu naa ma booy tukki da ngay fay ay vaccin ay sàngam nangam test corona test bi sax ni nga koy defee baaxul léegi noonu ni nga defee baaxul gis nga Eli Ibrahim CEDEAO jël décision bu diis teg ko ci ndoddu Mali ci yi nga xam ne jot na faa xew ci ay guerre ak ay éclatement ak ay li ñuy jàppee ay crime contre l'humanité mais jàppoo ni tey jii yow ci sa gisin bu gàtt rek jàppoo ni mën nañoo xool beneen sanction bu ñu jël bu dul bi ñu appliqué nii ba pare ba tax Mali révolté wu tëj ay frontière am ci diggante ma yeneen pays frontaliers yi da nga CEDEAO dañoo jël décision maanaam sanction bu diis yi yéen ko ci ndoddu Mali man duma wax ci ndoddu Mali ci ndoddu Afrique de l'Ouest lañ ko teg parce que gis nga li ñuy wax rek benn jaaro du yëngu benn lam du yëngu benn loxo du tàccu gis nga mbooloo moom mooy doole CEDEAO xaw ma lan mooy mbir mi loolu tamit xam nga ne loolu information loolu waroon nañ ko mën a leeral lan moo tax ñu sanctionné Mali xam na nit ñi tamit bu ñu déggee tamit Mali dañ koo sanctionné dañ koo génne ci lañ ko sanctionné waaw loolu tamit waroon nañ koo mën a leeral bi ñun tamit ñu xam ko ñu mën a xuus si mbir mi waaw man ba léegi mënu ma laa wax ne lii moo tax ñu sanctionné Mali xaw ma ndax rébellion bi fa am la xaw ma ndax coup d'état yu bëri yi la xaw ma lan la mais waroon nañoo xam lan moo tax ñu sanctionné Mali d'abord ñuy doog a mën a addu ci loolu mais ba léegi man Marie Dabo wax la dëgg man xaw ma lan la te xam naa ne loolu moom moo waroon a mujj sanction moom moo waroon a mujj waroon nañu xool beneen kii ñu xool beneen voie buñ jaar mais sanction beneen affaire la parce que bu ñu yaakaaree ne Mali kese la ñuy loruñu Mali kese ñu ngi lor ñu bëri comme ni ngeen ko waxee parce que yaa ngi koy wax léegi nee nga tey ji Sénégal li muy gagné ci li nga xamante ne bii moom la Mali di dugal ci réew mi bëri na trop ay 2 milliards 35 millions 253 milliards par at 250 loolu xam nga loolu du caaxaan boo ko perteree ñaari at bu soobee yàlla sa économie ci suuf la jëm bu yàggee nga fori new ngay suux loolu bu yàggee nga fori new ñu nag Mali benn dëkk la loolu dafa yàgg boo génnee Casamance yaa ngi Mali presque Mali Sénégal benn dëkk la woon fédération la woon waaw benn dëkk la woon ñoo bokk lépp sax suñu maam moo tax mu séparé tubaab bi daal solal nañ ñu un peuple une fois un peuple un but une fois une fois du ñu ñoo ko bokk benn devise benn drapeau lañ bokk lu ñu wuutale moom mooy étoile bi benn devise ñun ñoo ko bokk lépp
ñu xëy benn bés ay nit jóge fee ñu ñuy woowe ay CEDEAO ñëw ne dañoo sanctionné Mali léegi nag nañ lijjanti lan moo tax ñu sanctionné leen Mali Dabo man loolu laa soxla. en tout cas daal moo ngi noonu. lan la Mali def. ndax moo ngi nii ñu daal di ñoom itam fësal seen communiqué ne le ministre des transports et des infrastructures informe l'opinion publique de la fermeture effective des frontières terrestres et aériennes du Mali avec les États membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO. Mais le ministre signale que cette mesure est prise conformément aux instructions du gouvernement de la République du Mali en réponse aux sanctions prononcées contre notre pays par la CEDEAO et l'UEMOA à l'issue des sommets extraordinaires du 9 janvier 2022. Le ministre des Transports et des Infrastructures rappelle que la mesure concerne uniquement les pays membres de la CEDEAO, conformément au principe de réciprocité. Le ministre sait pouvoir compter sur le sens civique et l'engagement patriotique des opérateurs et des usagers des transports pour contribuer à relever le défi de l'affirmation de l'État souverain du Mali. loolu Sénégal la lii communiqué Sénégal bi bu Mali waaw Mali moom moo bu Mali ñoom ñoo bind seen communiqué génnee taf ñëpp di gis mais sanction bi ñi nga xam ne ñoo bokk ci CEDEAO uniquement dëkk yi bokk ci CEDEAO uniquement la concerné ñu bokkul ci CEDEAO moom amuñu benn problème mën nañoo dugg génn comme ni leen neexee waaye Sénégal yi ci gën a sonn Sénégal ci CEDEAO la bokk di bokk nañ CEDEAO bokk ci UEMOA kon kay ñoom nañ jàpp ni fi ne nii ñoom buñ négocié wul moom tëj rek kenn du dugg man kay damay yërëm sama mbokk ya nekk ca Mali war a génn ñibbi si Sénégal déedéet man ñi ma loolu yërëm daal fi ne nii def na ma kaa xam nga ne ñooñu sax ñooñu mën nañ leen bàyyi foofu noonu parce que ñi nga xamante ne dëkk nañ d'abord parce que sànq yaa ngi koy wax nee nga ambassade yi nga xamante ne ñoo bokk rappelé nañ leen ne dañuy tëj seeni frontière nañu dégager lépp lu jëm wàllum suuf ak jaww ji moom ak ndox mi waaw dañ koy tëj mais li ñi ma si yërëm mooy dawalkatu camion yi nga xamante ne sénégalais la ñu ñi jot a dugg ba pare kay nag ci jot a dugg war a génn nag ñooñu yërëm naa leen trop parce que tey jii ci transport boobu liñ ciy gagné kenn xamul nu mu toll wallaay maa ngi si am ay xarit yoo xamante ne ay dawalkatu camion lañ Mali Sénégal la ñuy daw te tey jii li ngay gagné si yoon wi wallaay li ngay gagné ci yoon bi te bokkul ak li ñu lay fay ci loolu la ñuy dund bu demee ba léegi ñu toog fii nii nag defuñu dara di galéré fii loolu CEDEAO moo war nañoo revoir seen sanction nañ ko seen xoolaat décision bi ñu jël nañ ko c'est à xoolaat revoir nit ki mën nga ko sanctionner te doo yàqal yeneen morom mi parce que bul jàpp ni yow mi nga xam ne nekk ko pays frontalier ak Mali keneen nekk pays frontalier te mu leer na ni la 20% de ces exportateurs ñi ngi dugg ci biir dëkk boobule war nañ ko mën a xoolaat càmbaraat seen décision bi te bàyyi tubaab yi ñun tubaab yi fatt nañ ñu waaye ñoom ndox mi ñi ngi ci courant bi ñi ngi ci ñun ndax ñun est-ce que jaayuñu sax ñun ñi est-ce que jaayuñu ba pare këru jokkookaay yi ñoo ko moom lépp ñi ngi fi foo dem rek ñi ngi fa décision yi ñoo koy jël de toll ni CEDEAO ay africain sos ko ay tubaab di ko diriger pour lan tamit nag xanaa moomu leen seen kuréel tamit yéen taxu leen koo jóg seen dëkk yi taxuñu koo jóg kuréel gi dafa am sart de lu mu am sart français yi seen yoon nekku ci xonq nopp yi seen yoon nekku ci xonq nopp yi ñoom ñoo koy diriger di nañu diriger seen bopp li ma leen wax leen ndeysaan Alpha Blondy woy na ko nee na impuissance fii lañ koy xamee moom loolu fësal ci l'observateur moom Alpha Blondy nee na sanction bi ñu jël teg ko ci Mali day wane impuissance su chef d'état africain yi nekk fii kase ñoom dañoo puissant bay impuissance dañoo gën a fësal dañoo gën a firndeel nag seen impuissance ñoom xam nga ñu doon laam-laamee quelques heures sax naan xaw nañoo nekk ay président yu crédible tuuti bi ak moom daa wane carrément ne dañoo impuissant indépendance dafa am waaye dépendance dafa am ñun dañuy dépendre ba xëy de jeex na nag ñun suñ dépendance ci tubaab bi du changé xëy na bu Eliman nekkee président de la république su ma nekkoon président mu jeex lii may gis nii benn français dootu fi dugg kenn ku fiy dugg ku ne dégagé laa ku fiy dugg ku ne soit da ngay ñëw pour indi dara sama dëkk l'armée français li Alpha Blondy la waxoon armée français ba nekk Côte d'Ivoire ne leen l'armée français dégagé ñun français tamit France dégage full camp
li moo tax ma fan Guy Marius Sagna moom mi tuddee frappe France dégage wasa mu ngi noonu wasalaam. mi ngi noonu en tout cas daal c'est à revoir leneen ci li nga xam ne moom la ëttu yëglekaay yi xëy tey bu yow Cheikh Tidiane Dansokho muy élection locale yi nga xam ne tàmbali na waaye itam xiiroo be ngaayoo bi sakar naa se ne ñi nga xam ne def nañ abandon poste nekk ca campagne bi rek ba lijjanteetuñ dara kalaasu Diouf Sarr gi di woy ci biir mbedd Ndakaar yi di taxawaaru rek ku omicron bi nekk ci dëkk bi di def ravage moom muy wër di campagne waa xam nga Ndeye Marie mooy li ma defoon parenthèse ci nga delluwaat ci lu am solo maanaam mooy à chaque fois dañuy wax équité patrie avant la partie yooyu yëpp dañ koy maanaam même ñii di campagne ñii sax xam nga ne li ñuy wax ni gëmuñu ko politiciens yi dama leen a ragal léegi ñoom laa gën a ragal sax que dee parce que tellement que li ñuy wax dara du ci doon dëgg dara Ndeye Marie bul wóolu kenn ci Kaolack gi ñu jox ko benn enseignant retraité sax mu doon maire di xëy di wàcc sax moo ma gën a mais pas les politiciens soo leen ko joxee duñ liggéey dañuy jéem a accaparer suuf si ay magu yor lañ de budget bi bëriwul te seen train de vie day yokk xam nga ne ku am train de vie 1 million par jour municipalité bi attanu ko te tey jii Sénégal élection li ma wax démb rek élection locale yu niroog élection présidentielle xoola seen oto yi ñu génnee loo xamante ne pour mu tàkk day def ay 60 000 ay 120 000 dëgg lañ génne mais tey am na ku nekk ci benn société di liggéey ñu amal ko arriéré de salaire mais buñ ko fayoon kooku du dem njabootam ménage waxuma la arriéré de salaire mais entreprise sénégalais yi nekk fii nii ñi ngi dund lu métti loo xam ne tey jii milliards yi ñuy yàq ci élection yi buñ leen ko subventionné woon ci loolu amaana ñu yëkkati ko waat jeex na xoolal tey da ngay ñëw boo ñëwee fu mel ni ci usines yi xoolal tey waa Salin kenn du kaas te état bi mu ngi leen jël wëccee leen naar bi te Sénégal ñun waa Kaolack suñ or mooy xorom te waa Kaolack gisuñ ci seen bopp kenn du fa dem liggéey journée boo fa liggéeyee journée 3000 dana la liggéey loo ba 3000 yi boo ko jotee hôpital ngay dem directement est-ce que doo liggéey 24 heures sax te waaw dama la jox exemple xoolal lu mel ni municipalité bu Kaolack da ngay gis gars yi bale dañuy am 6 mois d'arriéré de salaire alors que ñi ngi nii def benn barki démb budget naan am nañ budget 4 milliards am nañ bénéfice 78 millions boo ko amee bénéfice te fayoo ña fay liggéey daa am sens te yow à chaque fois bu ñu la waxee nga ne budget mairie bi attanul salaire te yow yaa ngi jël ay nit di dugal kii di ñëw bu ñëwee day dugal ñam fa fekk léegi kon day dem ba dañ naan xam nga dañ ne 70% ci budget mairie bi ci salaire la jëm kii ñëw moom 100% yëpp salaire la koy fay toog croiser les bras parce que du mën a liggéey parce que nañ waroon defee tranche salaire yi baaxul nañ waroon defee recrutement bi baaxul da ngay gis tey koo xamante ne day yor master am yor licence am ñu dem jël ko amul dara nga wàcc ko fa jël ko amul dara soo waxee nga ne daf doon ànd ak man di politique ça c'est pas normal il faut qu'on règle la question ci ñi nga xamante ne dañoo am seeni diplôme war a liggéey ci administration mairie bi ak ñi nga xamante ne parce que boo amee sa diplôme di liggéey ci administration mairie bi tamit lañ la war a jox duñ la ko jox parce que nit ñi dañuy gis ne Ndeye Marie Dabo mi ngi dem mairie dañuy foog ne mi ngi àddunaa ngi ci biir fekk 1% sax yoru ko fa duñ la fay duñ la jox transport duñ la mettre dans de très bonnes conditions dañ lay bàyyi noonu rek te nit ki même bu ñëwee ci yow di liggéey une heure de temps rek laa la wax Ndeye Marie wóor na wallaay azim àq boobu nga fay ko yow sa entreprise dana dem entreprise yu bëri daanu na tey boo demoon tey ñu fay la nga liggéeyal tubaab mu fay la 2 heures de temps par jour moo gën Sénégal mooy 8 heures u Sénégal 8 heures 24 heures Sénégal waaw mooy 24 heures nga jëlee ci ab tooy naan ci bu yeeg bisaab parce que lañ lay fay doo ci mën a jënd sax benn Malta wala benn 3X parce que boo jëndee 3X mu jeex doo ci lekk yàpp doo ci naan soow doo ci naan meew te donc nañ waxante dëgg nee naa la lépp loo xamante entreprise bëri daanu nañ àq lañ amel nit ñi parce que laay jaw nee na footballu Sénégal boo gisee duñ jël coupe dañoo amel àq ancien joueurs yi ay prime nee na looloo tax football bi duñ jël coupe maa ko déglu te donc dafa am loo xamante ne nit ñi bu ñu leen yorelee xaalis nañ leen fay retraité yi Sénégal da ngaa laaloon point bu sensible nga ne xaw ma Zahra Thiam 500 000 la may retraité yi nekk liberté dégg ngay liggéey Sénégal booy liggéey day neex Ndeye Marie day xëy di wàcc mais doole jooju da nga koy ñàkk ak quelques années boo ko ñàkkee wallahi azim boo sàgganut mooy da ngay dugg ci mooy paa yi ngay fekk municipalité ñu xëccoog ñun xëccoog xale yi ba ñuy liggéey fayuñ leen
dañ leen a fayut lu ko jar xam nga tey booy liggéey ñu lay fay 100 000 francs par mois ngay kontaan sa train de vie bés boo demee ba am jabar am doom yow Ndeye Marie xam nga ci dara boo amee jabar am doom guddi dootoo ko nelawati boo amul jabar am doom sax garaaw déedéet buñ la joxee 100 000 boo amul jabar am doom garaawut de waaye boo commencé am jabar am doom sa mbokk jabar ñëw kër ga sa yaay naan la yaa ngi fayeeku amaloo nit ñi Sénégal dafa bëri feet donc dafay doon loo xamante ne moo tax Sénégal retraité yi fii moom retraité fi moom dili la Sénégal liggéeyal à vie boo waree retraité nga ñaan yàlla suñu borom mu jël sa bakkan élection yi doon leeku ci mu gën a metti très bien njaboot parce que boo ci amee njaboot gu bëri sax stress da lay rey parce que Sénégal la ma benn paa waxoon Dakar ne ma jeunesse bii bu leen seen bàyyi yaakaaree torox soo gisee Dakar paa yi rek ñooy génn di wëri dépense ci bureau yi te seen xale yi seen doo taatu garab gi du taatu garab yi sax ña ngay neloo ba 13h sa yaay su waxee nga ne ko fu muy jëlee liggéey manifestation faaw mu am mu mën a dem toj bitigu jàmbur jël ci dara ñëw indi seen waa kër te donc li may en profiter rek Kaolack nañ jéem a xool programme Ndeye Marie programme de gisaguma ko Ndeye Marie ba léegi Ndeye Marie billaahi Ndeye Marie boo wàccoon sur le terrain comme ça xam nga man moom damaa sob damay doxantu rek di déglu li ñuy wax man moom su ma xasee ba kii man damay wàcc di dox rek di déglu li ñuy wax caravane yi damay dégg sa caravane dem toog benn grand place déglu li ñuy wax démb de am na bu ma romb naan bàyyi leen dee leen xool ki ngeen di jox seen mairie bi bu ngeen ko joxee sàcc ko tu suuf très bien caravane la doon def ndeysaan ne ci kaw camion bi di tànda très bien léegi démb dama dem passoir benn coalition du ma tudd turam ñu joxe ay flyers paa bi naan ñun dañoo sonn barke Rasulullah lii bu nekkoon xaalis sax ñu jël flyers luñ koy doyee lii ngeen di defar jox leen ñu ko mu leeral la ba pare paa bi ma koy laaj mu ne ma ñëpp a yow amuñ programme te c'est la pire élection locale à Kaolack depuis Kaolack bu mu sosoo 14 maires yi fi jaar yëpp bii mooy 15e maire bi di ñëw mooy doon maire bi gën a yées xam nga ay ñoom ma jéena Diouf ay ñoom Vava ay ñoom Ahmed ñun sax saaga nañ leen ñooñu mais kii day toog ñu koy dóor kii moom day toog mois de mars sénégalais wàcc ci mbedd parce que du liggéey ñi ngi nee di tabax ay nouveau état civil bu état civil bu bees ak état civil bu bees bu ñu ko tabaxee askan wi duñ ci gis seen bopp da ngay ñëw defaraat kayit ñu naan la joxeel 500 joxeel 1000 francs di la jéem a corrompre donc Sénégal nañ xoolaat bu baax candidat yi moom amuñ programme soo xam waa di nee na nañ def guerre des idées bu ñu demee ci télé yi journalistes yi posé leen question duñu répondre ban idée la ñuy défendre xam nga lu tax duñu répondre wala sax yow sax boo paree mën nga cee am menace de mort wala dañ naan da ngaa bëgg a daaneel suñu candidat te journalistes yi tamit dañoo ñàkk fayda convention des jeunes des pas reporters yi nekk fii Kaolack topp politiciens yi duñu leen wax dëgg topp politique ay diw sama xarit la mais yow ay xale ñun ñoo bootu sa gannaaw ñun ay xale la Eli yaa ngi dégg daa soxo de waaw mais ñun ñoo topp seen gannaaw convention des jeunes reporters ñun ñu ngi door a dugg ci journalisme macha allah ñëw nañ am nañ lu ñuy apporter yéen ñun bàyyi nañ politiciens yi ñëw pour ngeen jàppale ñu donc yéen ngeen topp ci gannaaw politiciens ay Mariama Sarr sama xarit la yow bu rencontre amee sax da ngay oo journaliste yi gannaaw nii mais ñoom dañoo jàng paa yi la ñuy woo su ko defee ñoom ñu dajaloo am na benn rencontre bu ma dem ma gis yéen ñoom ñu toog dama rus parce que dama gis ñoom ñu toog bañ paree mooy loolu Boubacar Camara bu Sud FM naan ñun de fu ñuy dëkkale sax ñun dañ koo war a wàññi ñu jël booy teg leen sur le terrain ñun suñu wàllu wëy na journaliste Per Diop waaw journaliste Per Diop waaw am na ci koo xam ne moom dama ko laaj moom mooy coordonnateur mu ne ma man du ma demal kenn ci reportage gratuit waaw moom da ko wax moom ba mu leer moom da koy wax sax ci rencontre yi dana moom boo ma joxul xaalis sa élément du jàll looloo tax ma pourtant ci say charte texte en tant que journaliste warta jël sax Per Diop très bien loolu lañ jàng journaliste waaw de vrai journaliste jël Per Diop waru jël looloo tax parfois ma dajeeg benn journaliste daga ati mu ne ma waa dans gëj naa laa gis de dama lay dégg rek te du ma la gis ma ne ko sama yoonu bopp laa jël yoon wii ngeen jël loolu du yoonu journaliste parce que da lay aliéné li tubaab te nit ki bu aliéné rek baaxul défendre billaahi mais organes yi ñoo ko def même nit ki bu weer dee nga jox ko benn 50 000 sax ne ko waa dee ci paas dee ci def say besoin dee ci def ay recherche moo ma gënal fuuf may dem di topp ci gannaaw Per Diop Ndeye Marie ci ngay ëpp xam-xam ci ngay gën a respecté sa bopp parce que terrain bi bu la fi politiciens yi gisul rek di nga respecté sa bopp parce que gis naa démb benn waay ci ànd nawle di amul kum saagawut journaliste bu mu saagawut naan yéen a ànd ak diw ngeen ànd ak Rahma mu leen di jox xaalis ñu lay couvrir nga ëlbatiku di leen xas waaw yow ñu lay couvrir nga ëlbatiku te yow faloo ko di xase Elimane gis nga élection locale yi nit ñaa ngi tourné fu ne la ñuy fëllee ndeysaan fu ne yi ñuy taf buntu kër jàmbur yi ñooñu politique guñ tooñ la nit waroo tooñ
communication dafa am ni mais pourquoi ngay dem buntu kër jàmbur di fa taf ay foster bu ko defee nit ñi ñëw nga dem bind Daabakunda soutien raxma ànd ndaw le wala raxma su ko defee ñu ne ñoom nday su ko defee ñu romb leneen nday mari kon yow da ngay soutenir sëriñ billaay di te taxal yàq sama der yëgoo bi ko tina buntu kër jàmbur yi ñuy taf foster nañ ko bàyyi ñi ngi may dégg xam nañ ñamay wax nañ bàyyi buntu kër jàmbur doo forcer dans la vie nit doo faut forcer pas forcer ñun ñu ngi nii ñu ngi ñuy déglu est-ce que dañoo forcer buñ fi waxutoon lu baax kenn duñu déglu ñoom ñi xam nañ liñ may wax ñoom ñi ngi may déglu bu baax na nga téye seen rajo ànd campagne sànniwu ma leen xeer mais bàyyi leen bundu kër jàmbur yi ngeen di dem di fa taf ay fossé nit ñi campagne ay leen mun nit ñi peinture këram karo këram nga ñëw di ko taf pour la boo nga xool ko këyit ya des ca waa tooñ la Eli Ibrahima gis nga dans ay xeeram daan ay saaku xeeram lay xëy di indi di jóora rek non dans wax dëgg yàlla neexul ba neexul na gis nga Mari Daabo billaay dëgg nañ waxante dëgg li mu wax fii nii dëgg ju wér peng billaay wallaay amuñu programme fat nit ñi ñi mu laal yëpp nag billaay dëgg la ci journaliste yi ba ci politiciens yi ba ci campagne bi lépp léeg-léeg sax damay am kersa dama koy confirmer parce que dama koy dund si terrain bi billahi wallahi wa taala parfois da nga leen di gis dañuy mel ni ay tan yu gis ndawal lay dem sëqatoo la non wër la dafa daw yaram dafa mel ni li ñu leen doon jàngal ci école bi dañ koo fàtte éthique ak déontologie dañ koo teg na le non loolu bokkatul ci léegi journalisme ñàkk pudeur lañ jël def ko kérénoo ñàkk pudeur ah yow su fekkee yow journalisme yow sa ngor bi nga xamante ne bii moom nga war a am jël nga ko sànni ko fee bëgg dara ci leader politique tax nga topp ci ginnaaw bi dang-dangi ne duma daw ci ginnaaw kenn di tàgg seeni maam mel ni ab animateur animateurs yi sax bàyyi nañ loolu ah yow bi nga xamante ne yow tasum xibaar lañ la formé ay jàng ko fay ci ay millions par weer ay millions nga fay ko ci ay weer wala ay at nga nekk ci ba yàlla def nga am loolu noonu tey askan wi di la xaar pour nga jox leen information bu sap équilibré boo xamante ne saa waay da nga koo teg ci dëgg ju wér peng ah loo xamante ni askan nit bu ko déggee dina xam ne lii lu ñu saytu la lu jaar yoon la yokkoo ci virgule waa ñëw ci virgule waaye xam nga ne su fekkee Mari Daabo da laa jox 10 000 francs wala 20 000 francs ah naan la suma faloo dinaa la teg sama wet nga dem sama charge de com article bi saa waay lu nekk da nga ko ci bind lu ci bokk ak li ci bokkul yëpp da nga ko ci xorom ak safal suukar ak dem benn sam ñambaar mu saf-saf mais loolu dina dem ba nit ñi sax dootuñu am confiance ci journaliste yi man damaa bës a dem ci benn paaw sëriñ billaay wallaay taala jour boobu damaa rus bu ma ko waxee ne man si rajo laay liggéey mu ne ma looy liggéey ma ne ko si rajo laay liggéey mais pas sëriñ bi jour boobu dama am gàcce danaa damat mu ne ma yéen taskatu xibaar yi yéen nekk doo leen wax dëgg ma ne ko déet sëñ bi mu ne ma doo leen wax dëgg ma méttee ay ak ma métti sama xol bi lay jàpp tey ji boo ñëwoon ci man interview bi ma balaa ngay teg li ma wax danga ko jàpp raxas ko ba mu set nga doo koo teg ma ne ko pour mu neex a dégg la rek sëñ bi mu ne ma déedéet parce que ni nga ne li nit wax moom ngeen di jottali su fekkee man dama ne nangam am fu mu jaar si benn xas bu ndaw rek xas boobu da ngeen ko nangoo jàllale pourtant man maa ko wax pour lu tax doo leen ko bàyyi bu jàll ah mais jour boobu dafa maa xas ba mel ni bu amul tomb li ko waral nag moom mooy li dans ko wax léegi ñoo koy def parfois ñooy tooñ suñu bopp mais ko waxalee rek ñooy tooñ suñu bopp ñun ban Sénégal lañ ne waaw ko de ana ngor day journaliste yi njëkk de waroon nañoo del si sama ñoom maam yii ñoom Abdoulaye Daabo bu ñëwoon journaliste dootul am Sénégal sama ñoom maam ñoom Abdoulaye Daabo ñëpp la ñuy Abdoulaye Daabo men ah sama maama oh sama maam la bu RTS ñoo nekkoon taskatu xibaar yi laay de véritable gis nga diiñ bu ñu ñëwaatoon tey jii di raxas ñi nekk journaliste ci biir métier bi ak ñenawul journaliste kenn dootul addu ci micro xam nga un jour dama ko wax Cheikh Tidiane Dansokho muy journée de la presse bi le 3 bi passé dañoo dem di def neen dañuy jébbal seen cahier de charge ak seen mémorandum maanaam seen cahier de doléance daal di leen metti fële gouverneur ma dem fekk fa ñi nga xam ne ñoom ngay gis rek ci milieu bi maanaam fii presse locale ñi ngay gis ci rencontre yi ñoom rek ñoo fa nekk neen dañuy jébbal ñu toogee yàq ñu ne ci charte yi dañoo bëgg assainir milieu bi ma ne leen yéen naka ngeen bëgg a assainir milieu journaliste dañuy nekk ci biir milieu bi ñoo gën a salte ñëpp ñu may xool ñëpp kenn tontuwuma ma ne ko tontu du ngeen ma tontu parce que vous savez nettement que ni génération bii di ñëw bu ñu yoree flambeau bi yéen da ngeen di dégager ci biti ngeen jëm parce que tamit
c'est pas pour rien ñu jàngal la éthique ak déontologie xam sa bopp ak fulla waaye tamit parfois maison de presse yi léeg-léeg itam dañoo war di bàyyi xel ci texte yi nga xam ne moom lañ teg ci charte journalisme per diem da nga koy incorporer ci salaire journaliste bi mooy war bu demee manifestation bu jëlee élément teg duggaat otom ñibbi mais bu fekkee inséré woo ko sa biir salaire bulletin de salaire journaliste bi il est obligé à ce que mu jël per diem bi parce que boo waree joxe dépense au jour le jour nga am ñaari rencontre ba ñett dem Méridien ñu jox la 20 000 nga dem Novatel ñu jox la 10 000 nga dem CEDEAO wala feneen ñu jox la 30 000 am nga dépense une semaine da ngay dem rek vidé ko ci kër ga xëy dem leneen mais bu fekkee incorporé nañ ko 50 millions nga am ci semaine bi buñ ko incorporé sa biir salaire boo doon fayee ko 150 000 nga am 200 000 150 mooy salaire 50 000 mooy per diem yi ngay am ci rencontre yi ci mois bi xam nga defee ko exemple la rek mais mën na dépasser loolu y a des journalistes qui se tapent des millions par mois y a ay ñi ay 1 million 500 toog nañ fii wax benn leader bu nekk Géejawaay mu ne moom ku mu defal voix da nga koy fay 100 000 bu dee koo xam ni xamu la maanaam ku mu xam nii nga nekk ci milieu bi nii ay politiciens wala dara di publicité wala ngay def dara da lay fay da nga koy fay 100 000 mais bu la xamul ba xamu la 200 000 yi day teg ci voix kese reportage voix kese voix kese tu imagines élection locale yi ñëw élection yi locale présidentielle ak député yëpp a ci yem ñëw dolli ko si dans soxo Elimane candidat la mu ne comme sama xarit la xaaral ma ànd ak moom li Elimane di def rek lay gis day day bafoué lépp luy règle ak charte yooyu yëpp da koy bafoué donc pour te dire que ni c'est à nous de revoir notre comportement li ko wax pas journaliste yi pas reporter yi noonu de waaw nañu may terrain bi booy ñëw jéem a defaraat dem ba jeexal naan dañuy profité ci bëgg ñoo métier bi sonal bañuñu dara jaay seen ngor may nañ ñu may vraiment doy na waar ñu liggéey ak sérénité Elimane yow de yàgg nga Kaolack waaye yow xam nga leen xam naa leen bu baax yow moom xam nga ndax yow man maa la fi fekk yow fekk naa la ci milieu bi chaque jour tey lii nii nga xam ne Njawar station bi def na ko fii Kaolack bu ko joxoon paa yi weer lañ fi gars yi di liggéey ñu kajj ñun ñëpp ci biti daal di fi indi politiciens yi commencé koo defee dooree kaayu martu di ci ut xaalis noonu lañ mel luñ jiite yàq ko ñoom ñu ngi may déglu xam nañ bu baax la ñoom ay journaliste la nga leen waxoon le 3 mai bi passé rek ñu naan waaw dañu bëgg assainir milieu bi Ndeye Marie Dabo ne leen yéen nan koy assainir te yéen setoo leen ay journaliste yi per diem ay pas per diem xuloo fa ak ñoom ñëpp ñu daal di sëgg as góor day moytu yenn moo tax foo dajeeg ñoom da ngay sigg moo tax ay rencontre yëpp ma gis naa leen nag kenn ku nekk gàddu sa téléphone def reportage société que ma dem rencontre reportage société mais mooy journalisme gàddu sa caméra wala sa dictaphone dem def sa reportage société boo ñëwee dugal sa voix bind sa sàpp bàyyi ko fa dem nit ñi ka lay déglu dana xam ne waa kii moom dafa jël journalisme jëlal sa yoonu bopp boo bëggee avancer topp politiciens yi ñi caravane bu ñu paree jox la 20 000 nga dugal sa poche bu ñu paree nga gaal yëngal am na ku ma ci gis koo xam ne moom day def journal loolu sa du journalisme nag gàddu sa téléphone topp ay raxma ay sëriñ bub bu ñu paree daal lay jox benn 20 000 parce que li may wax rek organe de presse yi ñoo war encadrer seen journalistes yi daal leen formé waat parce que tijji organe yombul fii Kaolack ñu bëri da ngay gis dañuy tijji organe mais mënuñ yor organe Ndeye Marie Dabo parce que li charte yi tëral duñ ko def fa la ñuy teg seen gars yi du ndékki du añ du reer du lenn gars yi fa la ñuy toog kooku nag bu gisee per diem 5 000 day dem jël ko même bu fekkee waa ji day wax lu bon na ko boo ma jaalalee lii ma jox la 30 000 da koy jaalale parce que da nga koo mettre de mauvaises conditions yi nga ko teg baaxul te nit ki boo ko tegul ci condition yu baax du mën a liggéey donc nañ ko waxtaanee te wax dëgg organes yu bëri Kaolack buñ ko doon tëj li fi des du mat ñaar wala ñett yow xam nga li ma lay wax bu baax raxasee milieu bi moom xam naa ne mbocc ñun ñi soog a jéeb bi ñoo fiy des waaw ndax site yi ñuy wax sax naan site bi tijji na am na local bu rafet local bi day démarrer nii rek mais après bu demee ba bëri benn waaye koy lekk wucc ña ca des su ko defee ña fa nekkoon daal di gedd dem seen yoon Elimane xam na li ma wax mais ñaata site ñoo fi tijji day tijji tëjaat day tijjee maanaam muy mbër moo xam ne day daanu jógaat daanuwaat bu fekkente ne man déggool ma la ma yor benn boîte mu am ñetti journaliste yu digne moo ma gënal ma yor fukki journaliste mais pourquoi ñetti journaliste mën nañ présenter journal bi mu jeex
boo amee ñaari journaliste sur le terrain ñaari ak benn technicien ak kenn kuy def sport jeex na journal am na parce que journal warul bëri fii ngay gis ay journal 30 minutes 45 minutes loolu sax d'accord naa mais 1 heure de temps Ndeye Marie am na benn rajo bu ko fiy def journal 1 heure de temps léegi nit ñi dem nañ ba sax jéppi ko ndax lan la ñuy xaar revue de presse boo xam ne c'est de la comédie du revue de presse mooy noonu mooy jàng nañ la ci gars yi te dañ ci bàyyi xel jàng baax na de moo tax fi ne nii élection locale yi nii laa ci raxasoo man bu ma bëggee information danaa ko dem wuti bu ma bëggee information parce que xam naa nuñ koy wutee te bu nit waxee danaa dégg danaa xam la mu bëgg a véhiculer waaye damaa gisagul programme bu baax Rose Wardini suba day jàkkaarloog presse bi neen day présenté programme dinaa ko dégg garaaw dinaa xool ba xam lu mu wax xam nga moom ñëpp xam nañ ne day def social te alors que moom jàng na xam na mais ña ko topp ñoo amul communication parce que ay prostituées lañ ci wàllum politicien bu ñëw jàll dem suba nag danaa ko déglu di xool lu mu wax di xool lu muy wax di wax na ba suba ak jàmm mu ngi noonu dañuy yegg si rek ci dernier point bi nga xam ne nag mi ngi ci revue des titres muy gaynde Sénégal Elimane gis nga démb li ñu football ñi kontaan nañ waaye ñi kontaan moo ëpp ñi kontaan parce que mënoon nañu dépasser score bi nga xam ne moom la ñu door démb kii di Zimbabwe ci li nga xam ne rek mooy seen première journée ñoom gaynde Sénégal waaye itam ñu nemmee ko absence bu bare ku ci mel ni Kalidou Koulibaly ak yeneen joueurs yoo xam ne amaana bu ñu ñëwoon ci terrain bi dina gën a mën a am jeu bu rafet ak jeu bi ñu gis démb boo xam ne nag mosuñu koo gis ci Sénégal mu nekk jeu boo xam ne jeu falaa la woon na rek joué pour histoire da am benn bi wala pour match nul dem nañ ba à un moment donné sax ñëpp jàppoon nañ ni match nul la Sénégal di ubbee li nga xam ne mooy journée mu ngi noonu xeeñoon na parce que ci temps additionnel yi la Sénégal am benn penalty daal di ko dugal ak Sadio Mané vraiment mu nekkoon match boo xamante ne bi ñëpp joxoon nañu Sénégal favori ñu gis ne match bi mu démarré Sénégal nekkoon na ci di am ay occasion mais mënuñ koo exploité ñu gis ñu raté ay bal yu bëri en même Sadio Mané am na fa benn jàkkaarloo boo xamante ne bii balde bii la woon waaw ñu gis Gana Gueye aussi am na foofu jàkkaarloo boo xam ne vraiment mooy loolu gars yi nag bi ñu demee kii Zimbabwe bu ñu demee ba xam ne Sénégal moom ñii pareeguñu ñoom dañoo fipp jël génn seen camp yi jël bal bi teg ko ci suuf di fubal lu leer loo xamante ne vraiment ñun dañoo am sens dëgg waaye amoon nañ fa occasion yoo xamante ne billaahi ñun démb dañoo naroon a fori new équipe bu Sénégal bii ma gis na Ndeye Marie Dabo su fekkee équipe bii moom moo nar a fubal CAN bi bu ñu dajee ak Guinée mii bu ñu dajee Guinée mii danañu defar bu dee li ñu fubal démb moom lañ nar a fubal Malawi sax saako la ñuy yanu yóbbu Malawi sax man dama ko ragal parce que démb boo gisee Malawi nu mu fubalee ak Guinée nga xam ne Malawi du équipe bu ndaw ren équipe bu ndaw ñëwul ci li nga xamante ne moom mooy CAN bi Aliou Cissé na ci bàyyi xel moom mi nga xamante ne moom mooy coach bi staff bi wax ak Aliou Cissé mu xam ñi muy classé ñu bàyyi suñu bali ñuy sànni ñu téye suñu bali fubal lu leer fubal léegi dafa évoluer nekkatul bal jëpp jël bal di ko nawetaan di ko tulli ci kanam di wut ay profondeur yoo xamante ni ci kaw lay jaar wala bal bi da nga koy teg si suuf di ko fubal am njaay indi jóob ba nga yegg ci camp yi xool solution nga retraité mu dugg léegi loolu ngay def pour mën a dugal mën a gagné mais su fekkee ay bal de kii nii raté bal rek ñoom xoolal delloo bal ginnaaw nag ñoom ñoo ko dàq passe défenseur wala passe goal Sénégal moom moo ko dàq ci moment yi nga xamante ne war ngaa jël nga avancé jéem a dugal fa la ñuy jël bal yi di ko delloo ci ginnaaw vraiment équipe bu Sénégal bii ma gis ni Marie Dabo su fekkee bii lañ yaakaar ci li nga xamante ne moom mooy CAN bi dara duñ ko indi loolu moom man maa la ko wax day na waa Cheikh Tidiane gis nga football démb bi moo war nañ koo xoolaat waa Ndeye Marie dama ci am profité di wax sax ne irresponsabilité bi am démb buñ ko defaat mat sa jeex Covid baa ngi sonal foofu nit ñi Sadio Mané dem di photo ak supporters yi foofu négligence staff bi la staff bi dañoo dañoo non man damaa waaru sax Elimane da ngaa wax lu garaaw sànni bali Pape Abdou Cissé la daf ñoo yem Pape Abdou Cissé Diao tamit na xam naa buñ ko boolee di ci 11 départ yi non Diao Baldé daa war a jël vol ñibbisi comme am na primam ñun jéggal nañ ko xaalis bi ñu ko jox ñun ñoo ko jéggal non Diao Baldé attends rek dañ ko jaxase xam nga peuple sénégalais dañoo naa feex nit na dugal Diao Baldé Pape Abdou Cissé daa xam dara
nga dugal Diao Baldé Pape Abdou Cissé latéral de métier la Aliou Cissé xam nga Aliou Cissé sax benn instant sax faralu ma ko de ndax xam naa ne day essayer ay jours démb lam am la teg yàlla moo wane xam nga yàlla kum càmbar say mbir duma la yàlla moo ne ko xaaral ma nattu la ñuy Covid su ko defee nga dugal ñi la peuple sénégalais bi doon forcé démb nag Diao Baldé ku ne gis na xar kanamam ñëpp xam nañ ne xamul dara cuune la championnat yëpp wër na ko fu mu dem benn match lay football daal di fay dugal benn bii ñu naan il est en forme day naxaate na dem mu entraîné ji moo gën mu bàyyi naxaateem gii football du caaxaan lan ngay dox man loolu vie privée la sax loolu vie privée la lu ko neex na def yaramam mais ñun suñ terrain bu ñu la fa dugalee dañu bëgg lii fowum góor la xoolal démb Mali xoolal démb Maroc ak Ghana rek xoolal démb Maroc ak Ghana match bu rafet nañ ko waxtaanee te football bu nice Sénégal sax Ndeye Marie pourtant nag Sénégal premier mi-temps la ñu waroon tàggoog Zimbabwe premier mi-temps dañu raté 6 buts lañu raté 6 buts xoolal démb damaa mujj sax rus Sadio Mané bi mu teggee ñëpp jox bal bi kii nii Idrissa Gana Gueye ñëw di tartari lan ngay contrôler professionnel nga loolu mën naa koo nangul sax bu fekkente ne ay nawetaan la ñu ne non boo mais loolu doo ñëw nga enveloppé bal bi deuxième poteau fa góol ba jóge man daal di jaajëfal Junior Cissé ak Abdoulaye Senghor ci waaw démb reporter nañ lu am jom xam naa ñu teewlu ko ñu ñëwaat waaw ñëwal qui va dévier le gardien de Zimbabwe. Est-ce qu'il va délivrer tout un peuple 16 millions de Sénégalais. On espère bien. Le fils de Bambali. Bon vent. Sadio. But pour le Sénégal. Sadio Mané qui marque. Khadira dégg nga ko sama journaliste bi sama reporter bu mag bi démb da xam naa ne gis ma ko waaye kontaan na ndax boobu maa ngi ci kër ga man itam di palpiter sama fit bi tëf-tëfi dana ko dugalam du ko dugal en tout cas mi ngi noonu luñ ci mënti wax rek félicitations à nos lions waaye itam ñu gën a defaraat jeu bi Aliou Cissé gën a xool équipe bi xool ñi muy teg 11 de départ tamit nag 11 de départ dafa am solo de 11 de départ dafa am solo ci équipe bi gañe kenn du ko changé sakaan yi nga génn 11 de départ ya nga doon def ba am match ba génn premier tour ba ay waay li lay war a suli dee ko teg ay sunu défenseur international bi yàlla ko yàlla may wér nam nañ ko ci terrain bi Kalidou Koulibaly gone gi Koulibaly nam nañ ko yàlla ko yàlla may tan waay gis nga mari daawo man nag li def ma jaaxal man seetlu naa année yi nga xamante ne bii le Sénégal di dem di participer ci li nga xamante ne moom mooy Coupe d'Afrique bi mooy année yi ñu leen joxee favori moom année yooyu la ñuy cuune seetlu naa ko ci CAN 2012 Gabon Guinée équatoriale bi gis nga bu ñuy dem ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi seen xam-xam màcc jëm ci wàllu sport yëpp ba ci Canal Plus bi nga xamante ne kenn dàqu leen analyse ñoom dañoo toog ne parier ne Sénégal xawma ak kan ñoom ñooy dem final parce que gisoon nañ benn équipe bu Sénégal boo xamante ne ci qualification yi vraiment ñu ngi def performance maanaam di dugg di génn masha Allah affaire yi kii mais xoolal bu ñu fa demee billahi wallahi taala ñu ngi mel ni ay muus yu naan ay jooy lay jàpp ay jooy jot na tey nag ñu bañ leen a joxati favori ay mu ngi noonu man wax naa la ko keroog nee naa la man suñu équipe boobu nga xam ne sax dañu ko joxoon favori man bi ma seetaane seen match bi nga xamante ne moom mooy seen dernier match bi nga xamante ne moom mooy match qualification kii yi mooy avant match yi bi ñu doon def noonu qualification yi waaw bi qualification yi jeexee seen match amical yi ñu doon def noonu ngir xool seen match bi stade laa ko seetaane stade amitié bii billahi wallahi taala match bi dafa jeex man sama copain bi ma àndaloon ma ne ko Sénégal bi su fekkee moom lañ yaakaar pour indi Coupe d'Afrique duñ ko am duñ ko indi mu ne ma non yow xamoo dara ma ne ko baax na gis nga biñu demee fee Gabon Guinée xoolal suñu premier match ñaar la ñu door du 2-1 deuxième match bi 2-1 troisième match bi 2-1 muy 3 défaites yoo xam ne 2-1 la ñu fa doon ñu fari new gis nga kii wax na ko léegi gis nga
kii grand laa jaw wax na waaw ko démb ci barke démb ci benn émission ci rajo suñu Kër FM Leket ñun suñu dara pareegul joueurs yi pareeguñu coach bi pareeguñu fédération bi pareeguñu état bi pareeguñu kenn parewul yow su fekkee dëkk yow stade sax mënoo ko amal say joueurs yow looy lijjantee coupe nee na ñu ngi tabax stade de waaye stade bi dafay chaque jour ñu wax bu dul stade sax nañ yóotu ci suñu locaux yi teg ko ci mais pourtant ñun suñ jox booy seen chance doy na war de wax ñu prouvé ñun dañoo wax ba sonn ñun te génne borom ñaari galon yi ci équipe bi nekk fu do xalaat madame ci tribune bi ak xale yi ca kër ga di jouer ca jardin ba ñun sonn nañ buy daw de day mel ni kuy arrière déedéet nag tamit nañ ko waxte dee te bal bu mu jot nag bal bu mu jot daal di koy paas Diao Baldé te Diao Baldé mënul sax déporté jaaw kanam gu xonq googu di jaawale tamaate nañ ñu may suñu jàmm tamit nag en tout cas équipe bu ñu war a xoolaat bu baax a baax la parce que match Guinée bii de parce moom que bu ñu jàppee ni nan naa yomb ñi ngi nax seen bopp bu 13h jotee dinaa xooli Algérie ban xar kanam la indi ndax moom la ak Sirale woon du soppi ñoom même chose style bi duñ ko changé parce que démb li ma gis Maroc football Maroc ay booy la indi waaye lañ football café wuñ seen c'est-à-dire café wuñ seen kaan bi café wuñ seen kaan bi Maroc Ghana bi match bu métti la match bu métti même Malawi sax dafa indi équipe parce que nag Guinée yi après sax réagi nañ ci Twitter yi nee nañ daal seen gardien bi moo leen si génnee mais démb ñoom joué wuñ dara joué wuñ dara seen gardien bi moo leen aussi raté nañ occasion yu bëri ñoom it waaw raté nañ occasion yi c'est-à-dire pour le Sénégal bi fi ne nii Sénégal du fa favori ñoom ñëpp a tolloo doole même Zimbabwe mën na am Malawi sax vendredi daal di koy dóor donc favori guñ même mën nañoo dóor Guinée sax gis nga dama waxu loolu gis nga kaan bii bay ñëw ba ca toppat jusqu'à l'extinction du soleil tant que kaan a ngi am ku fi xeeb équipe ku ne yaa ngi ci erreur de ndax génération gu bees gi jéeb bi dañoo mën football dañuy football ñoom football rek la ñuy def lekkuñu naanu football kese la ñuy def à part loolu dallu ku fi xeeb équipe ci kaan bii gisuma la mbaaw moo ngi noonu bu nekkoon na parenthèse yi nga xam ne doon nañ ci commentaire ci li nga xam ne mooy revue des titres ci première partie bi laata ñuy dem ñu fàttali calendrier bi waaw ñu fàttali match yi amoon démb Sénégal Zimbabwe la woon Sénégal daal di mbuqi benn bal ci dara deuxième match bi nekkoon doxoon ci diggante Guinée Conakry ak Malawi Guinée nag moo mujj am ndam ci koom benn bal ci dara ñu fàttali rek Sénégal seen deuxième journée mu ngi war a nekk le 14 janvier incha allah mu fas yéene dalal ki nga xamante ne mooy Guinée bu 14h bu 13h jotee Malawi Zimbabwe bu 16h jotee kon loolu moom mooy nekk suñu deuxième journée bi troisième journée bi nag Malawi Sénégal lay doon boobu war a nekk le 18 janvier Zimbabwe fas yéene jàkkaarloo ki nga xamante ne moom mooy Guinée loolu yëpp ci 18 janvier bi lay doon kon ñu fàttali rek classement bi nii la tëddee Sénégal am na 3 points Guinée am na 3 points Malawi ak Zimbabwe kenn amagul benn point maanaam ñoom ñaar ñëpp dañoo am défaite kon daal mu ngi noonu kon xam naa Cheikh Tidiane Dansokho dama lay jox rek nga indil ñu calendrier bi tey bi incha allah waaw Eli Birahim Ka dama lay jaajëfal ci résultat démb yi nga xamante ne daal di nga koy joxe tey nag ci mardi bi 11 janvier 2022 ba tey ci Coupe d'Afrique bi la ñuy desandi 33e édition bi di amee foofee ca Cameroun tey bu 13h jotee Algérie dana jàmmaarloog Sierra Leone waaw bu 16h jotee match bu neex ci diggante Nigéria ak Égypte fa toj bu 19h jotee Soudan ak Guinée Bissau waaw loolu mooy programme tey ñetti match yooyu daal ñoo fi fas yéene am tey daal tey moom ñetti match yi loolu mooy am bu 13h jotee daal man Mauritanie lay xaar waaw dina neex de xam naa ne tenant en titre bi daal mooy ubbi tey waaw moom tey la premier journée moom tenant en titre Algérie waaw Algérie kon baax na moom ak Sierra Leone maintenir leen cap bi yàlla na ko Sierra Leone tërinaat man de maa ngi ci Égypte Nigéria bi moom waaw foofu tamit dara la de Nigéria rek Égypte xam naa duñ bàyyi de non Sénégal moom moo ci gën a yombule poule Sénégal moom ak même Soudan Guinée bi sax dina neex parce que dañoo waa Soudan dañoo mën football
boo leen seetaanee seen kaan yi ñu mujjee ñëw mu yëpp même Éthiopie rek seen rouge bi moo leen yàqal mais lu rafet la ñuy football équipe bu ndaw amatul mooy li nga wax Ndeye Marie booy dañoo mun football te ba pare championnat yi ñuy suivre à travers championnat européen yi moo waral lii parce que dañuy toppandoo ay Chris ay Messi di toppandoo ay Toni Kroos loolu moom baax na mais Pape Abdou Cissé mu baal ma de waaye ñun nawetaanu dégg nga di jël ay bal di sànni fu la neex tulli ci garaade te yow fii la ne peuple sénégalais bi di la kaasal di xas Aliou Cissé di ko wax lu ne ñu dugal la dara xamul sax fu muy taxaw kon moom nañ lay doon remplaçant déedéet maanaam moo jaaw balde bu ñëwati te Gana Gueye dafa bëri fond ñu koy jox suñ capitaine loolu tamit nañ ci wax tamit mënoon nañ ko jox sama kii ba sama Kalidou Koulibaly ba non Kalidou Koulibaly joué wul sax parce que dafa Covid mais mënoon nañ ko jox aywa Covid ba jàmm bi nag tamit mu ñibbisi mënoon na koo jox Sadio Mané wala mu jox ko Cheikhou Kouyaté ñoo ko gën a mérité mais Idrissa Gana Gueye dafa nonchalant du jël ay responsabilité moom dafa yaakaar ne football bi moom bu nekkee Paris la muy football du ko football Sénégal nañu jox cër na jël engagement am comme Sadio Mané démb dafa jël ay engagement am démb de sama benn mentor daal di posté ci statut am daal ni il m'énerve see gaynde ma ne ko jëlal mool sa suukar nga daal di koy seex te defal sa xol di nga am benn non booy seetaan Sénégal kay moom cardiaque gi ngay àndal sax moom nañ yërëm peuple sénégalais parce que 2019 ak 2022 yàggul sax lu métti dañ leen di supporter waaw lu métti dañ leen di supporter waxkat yi tamit bëri na trop 16 millions de coach yi maa ngi leen di jaajëfal kaa soxo nee mi ngi leen di jaajëfal mi ngi noonu fukki simili ak juróom ñaar moo bootu ci juróom ñeenti waxtu dañuy daal di soobu ci ñaareelu pàcc bi nga xam ne mooy sunu kër matam ñëpp joxe seen xalaat maam lu jëmale suñu réew ba sunu gaal gi moom du mës a suux ma ni déglooti sunu kër FM seeni kër laa sama gaañi déglooti sunu kër FM sunu rajo laa sunu rajo la ba tey yéen a ngi ci seen deuxième numéro de la semaine mardi 11 janvier 2022 ci www.sunuker.com www.sunukerfm.com ngeen mën a am application bi via App Store ak Play Store waaye tam ngeen mën a télécharger ko ci seen téléphone du jël espace bu bari waaye tam fu ngeen mënti nekk mënu ko am mën ngeen ñoo am itam ci suñu page Facebook direct bi nga xam ni dañu koy def bis bu yàlla sàkk du lundi au jeudi ak suñu page YouTube bi nga xam ne dañ leen ci dugalal seeni émission yu fasantikoo yi nga xam ne mi ngi ci biir kër gi moo xam Kawral Fulbe li nga xam ne mooy lekket ba ci l'info autrement ba ci diine bi tamit yi nga xam ni mi ngi fi da ngeen koy am bis bu yàlla sàkk ak suñu équipe matinale Cheikh Tidiane Dansokho El Ibrahim Ka tey nag ponk bi nga xam ni moom la ñuy waxtaane jëm ci wàllum lenteur administratif yi nga xam ni nemmeeku nañ ko ci réewum Sénégal moo xam da ngay wut këyit extrait de naissance certificat de résidence carte nationale d'identité passeport foo mënti dem visa lépp loo xam ne rek wàllum papier la jëm ci administration sénégalaise dafa daal di taga témbe lu bare askan wi nag dañu koy jooy ñi nga xam ne dañuy jugee dëkk ak dëkk di ut si ay extrait de naissance ci mairie yi mu jaral leen fa dañ fay yendu fanaan fa ngir rek am li nga xam ne mooy seeni këyit mu nekk loo xam ni dafa jafe trop Cheikh Tidiane Dansokho administration bu Sénégal am lenteur yu diggi dayo askan wi di ko jooy bis bu yàlla sàkk bay sàkku ci nguur gi ñu utal leen ay solution ci li nga xam ni mooy boobule mbir. waaw Ndeye Marie di la jaajëfal ci thème bu am solo bi nga xam ne moom la ñu war a waxtaanee tey ci suñ deuxième numéro de la semaine maanaam dafa doon loo xamante ne chaque jour débat la fii Sénégal chaque jour télé dañ ko war di waxtaanee ak rajo yi askan wi sonn nañ man corruption gi sax moomu métti barki démb rek laa ci def reportage nga bi ma laalee carte d'identité askan wi dañoo mel dañ ko guuxoon sa carte d'identité bu réeree Sénégal
waxuma la 10 000 francs bi nga ci jox mais da nga ci ñàkk boo sàgganul 50 000 corruption bi moo bëri ku ne da cay bëgg a lekk mais carte d'identité nañ ko waxtaanee te de taw Ablaye Wade pour nga am carte d'identité c'est facile déposer du am benn problème man 2011 la am carte d'identité gis nga bi ma koy am Ndeye Marie xoolal doyoo ma ko woon dara de damaa gis nit ñi di déposer ma dem déposer kooku dama lay dee carte d'identité ma ne ko damaa bëgg a am wallaay asib bu ma déposer wu toon xam naa ne ci biométrique yi du ma ci am carte d'identité yi ñu wax ay carte d'identité biométrique yëpp ay folklore la askan wi ñoo ko moom carte d'identité ak carte d'identité ak certificat de nationalité benn la certificat de nationalité li nekk sa carte d'identité mooy nekk sa kii maanaam réew boo xamante ne administration bi c'est mal organisé ni nga ko organisé baaxul da ngay dem mairie soxla kayit ñu lay këll maire yi toog di fa def lu leen neex da ngay wax ak ñoom sax li gën a manque de respect nit ki buy wax ak yow da nga koy wuyu da ngay wax ak ñoom ñu ñëw mel na ku la déggut da ngay gis sax parfois nit mën na ñëw du nekk de bonne humeur daal di lay jànni nga ne xale bi dafa réew fekk day wax ak yow faale woo ko su ko defee xol ba jeex ngeen jote nga ne ko defar lu ma la su ko defee fekk moom mën na jóge police ñu wax ko loo xamante ne moom du ko xam wala mu jóge fenn muy fépp muy laajte te boo demee tamit tribunal di defar casier judiciaire la nga xamante ne c'est remplir tamponné rek ñu daal di signé da nga koy déposer 8 heures ñu ne la demal ba 16 heures imagine koo xam ne dafa jóge Kaffrine daal di jóge Koungheul parce que ñoom ci tribunal de grande instance bi lañ koy defar benn casier judiciaire ñu bëgg cee ñàkk journée bi junne ak fi réew mi toll nit ñi war na moo tax nous avons une administration mal organisée donc kon nañu xoolaat bu baax a baax parce que lu boo jógee Nioro nga jóge poste Kër Ayib ngay defar lu toll ni casier judiciaire et c'est pas normal war nañoo mën a am ñoom itam benn tribunal waaw am ay greffier très bien ba leen fay regrouper mais tribunal grande instance bi ba Koupentoum ba Koungheul nga wàcc Kaffrine ñoom ñëpp fii la ñuy bëgg a ñëw ut see kayit c'est pas normal wax dëgg fa yàlla parce que boo demee tribunal ñuy ut certificat de nationalité ak casier ak ña leen koy légaliser ñëpp village lañ jógee xam nga tey nga doon ki étudiant ak fi réew mi toll ngay lijjanti ay kayit ñu ne la demal indi casier judiciaire nga yeewu fajar jël horaire nga ñëw ñu ne la 16 heures xam nga boo ko jëlee 16 heures daw dem jëliwaat horaire bi suba nga koy déposer parce que kooku dana comprendre mais nañu jéem a léeg-léeg dépôt yi dafay jege yantoo trop ak utum kayit yi très bien parce que day am sax mbuxum xoola 1000 enseignants yi ñu fi waxoon anamu 5000 enseignants yi 5000 enseignants yi dépp kayit ba bañ ko génnee la nit ña bax dañ koo génnee Ndeye Marie Daaw lañ lay laaj ci papier rek dañ lay laaj ci papier gars yi nee nañ lay laaj papier bare duñ lay jël te day mat presque ay 20 000 25 000 te réew mi neexul nit ña bax te nee naa leen tamit administration Sénégal concours yi rek déjà bala nga koo def rek da nga ciy ñàkk xaalis te boo demee duñ la sax jël donc looloo tax man heure bu ñu organiser concours bëgg nañ benn somme organiser wuñ concours parce que nit ki boo koy jël frais de dépôt 10 000 la di frais de dépôt ñaata étudiant wala ñaata nit ñooy déposé ci concours ba nous sommes 16 millions de Sénégalais 16 millions yëpp ay déposé nit ñi fu ñu dégg dépôt dañuy dem déposé da nga yor benn 10 000 ne ak xaaral ma joxe ko yàlla baax comme sama xarit comme Ndeye Marie Dabo dencoon na 10 000 daal di joxe ñu jël ko xaaral ma dem déposé ma nit nga dem génnee 10 000 ya fa nga ko denc sax sa ron yéree mu pën mu daal di lemu nga dindi ko nga dem joxe ko ak yooyu noonu yëpp ñuy lekk metti na moo téye nii Sénégal mais tey lan nga foog ni lan nga jàpp ni tey jii moo war a doon maanaam du ma ni sanction du ma ni daan mais méthode bi dañ ko war a informatiser nga xam ne boo tollee Bakel nga juddoo Kaolack maanaam tey da ngay boo nekkee Bakel comme tey ma nekk Bakel yow nga nekk Kaolack dama lay envoyé sa numéro extrait bu ma demee ci commune bu Bakel ñu ne ma ban commune nga juddoo ma ne Kaolack ñu ne wax leen nañ ñu ko envoyé par taxe wala par mail bu ñu ko envoyé mail mais nga imprimé ko lay génnee kay fi ne nii digitalisation internet fépp la digitalisation moo war a am léegi ci bureau yi dootu sax personnel bu bari ñu ngi ni toog Sénégal di wax waa États-Unis du ñu dégg partout dans le monde sax laa fépp kay seen continent yëpp tey koo ko wax tey du la gëm rajo bi set leer macha allah amul gene da ngay foog ne fu ne am nga fa local très bien da ngay foog ne fu ne am nga ko local te buñu la waxee ne leen ñu ngi suñ local mi ngi kër bi dañ ñaan ñu ana antenne bi parce que
ñu bëri dañoo comprendre ne mën nga wax rajo digital mën nga wax sans nga bouger dem fenn bi laay dem fenn te incha allah ya rabbi bu yàlla defee ba caméra yi ñëw bu ñuy wax ne leen ñu ngi Kër Reveal di ñu gëmaat sax parce que ñu décoré studio bi waaw naan ñu yéen nan ngeen def bay wax nit ñi di leen seen te Kër Reveal ngeen nekk su ko defee da ngay reetaan naan ñu ana seen antenne pour ñoom dañuy jàpp ne rajo rek antenne dafa war a am antenne rajo moom on n'a pas besoin d'antenne pour émettre très bien rajo te fa la jëm sax rajo yi yëpp gars yi dañ koy parce que antenne yi dalay sonal day suus di am ay gene di am complication waaw dipôle yi di am parce que xoolal Sud FM boo ko jàppee ci internet bi moo gën a leer boo jàpp rajo gars yi léegi Sud FM ci rajo ci net bi rek lañ koy dégloo wax nañ dëgg de parce que boo ko dégg parce que téléphone tous amatul Sénégal te connexion bi te rajo boo koy déglu par connexion la nga bëgg a dégg da nga ko dégg xoolal IGFM ñoom li ñuy auditeurs yi ñu am ci net bi moo ëpp yi ñu am nii parce que ñi nekk réew ma extérieur bi waaw duñ am jotu jël écouteur duñ am jotu toog di seetaan télé bi wala ñuy kii mais dañuy roof seen écouteur rek di liggéey très bien bu ko defee yow boo toogee connexion wifi boo branché rek affaire yi daal di ñëw mais tey ci lenteur administratif yooyu Eli Birahim Ka lenteur administrative utum këyit ci digga kër gi ci Sénégal metti na metti goo xam ne waaye tamit ñi nga xam ne dañ leen fay teg ngir ñuy jox nit ñi seeni këyit au final ñoom ban njëriñ lañu am ci biir entreprise benn njëriñ amuñu ko Mari Dabo pour waxante dëgg man parfois Mari Dabo damay dem di wut këyit parfois jooyaa may desee li nga xamante ne moom moo waroon a gën a yomb askan yi mooy këyit moo gën a jafe Sénégal yow këyit waroon ngaa yëg si léegi ñu defaral la sa këyit léegi nga jot sa këyit léegi nga dem sa yoon topp mais këyit goo xam ne boo koy toppatoo dina la coûter une semaine boo xamante ne benn këyit rek nga war koo mën a jot muy këyit yëpp nag yàlla boo war a yàlla doguma la yàlla boo dem hôpital maar de taali yàlla na yéex suñu borom nga am mbokk bu wàññeeku balaa ñu laa jox sa certificat de décès rek da ngay dugg di génn fu nekk dana leen fa dem loo da ngay paas bay bëgg a dee Sénégal man damaa xamut loolu lan la lan mooy problème boobu jar naa wax man balaa may mer nag Mari Dabo tey jii ma ñëwoon tey ci benn bureau rek war faa ut kayit ma fekk fa kañ fa teg nga xam ne ci loolu lañ koy fay chaque mois muy fayeeku mu tiim téléphone am di wuy téléphone di 30 bi dina ko wuy téléphone nga koy nuyu sax du la faale du la sax wax toogal mu pare xoolal di la ñàkk kersa di la maanaam day mel ni yow mi nga xamante ne yaa ko fekk si soxla ci moom dara benn genre vagabond la boo xam ne fee nga jógee duñ la jox cër Mari Dabo loolu moom ci gën a métti ñu nekk seen téléphone yi di WhatsApp di Snap di envoyé wante ay ñaaw surtout jigéen ñi man ñi may wax jigéen ñi la sax parce que góor ñi moom am na ñoo xam ne taluñu loolu ñoom ba dañuy liggéey waaw dañuy liggéey taluñu loolu mais jigéen ñi barki yonent bi parfois sax ngay wax ak moom bu mu yàgg mu jël téléphone am di seetu si téléphone bi di xool ndax rafet na tal lay sarme man dama tal ay sarme est-ce que copain wax ko day jaar mais même copain fan lay jaar ci bureau bi copain moo ko moom wala moom bureau bi léegi ndoxaan gi amul heure amul lieu waa lieu de travail bi da nga ko war a respecté nga xam ne boobu moo ko askan wi ko moom yow askan wi ñoo la fa teg bu nekku doon askan wi doo fa toog day di fayeeku mais Mari Dabo man dama jommi tey casier judiciaire boo ko bëggee da ngay ranga bay bëgg a dee de uteetuma ko ah boo ko déposé 7 heures boo xam nga bala nga ko jël 16 heures lañ lay wax nga déposé 8 heures waaw imagine nga jógee ngàcc naaw di ñëw Kaolack ngay xool loolu waaw foog nga yendu yaa ngi waroon a liggéey wala yaa ngi waroon a jàngi wala yaa ngi waroon a defi mais sa journée da nga koy concentré ci benn papier kii waxaale résidence waxaale wuñ ko loo xam ne léegi lañ koy tiire léegi lépp a yomb lépp numérique la da ngay ñëw léegi papier bi ñu tiire ko léegi remplir ñu yóbbu ko fee ñu kase signé mu jeex mais tamit Eli d'une part est-ce que jotul tey jii ñi nga xam ne ñoom ñooy def signature parce que boo demee lu ci mel ni mairie dañuy dajale extrait ba mu bari yóbbu ci directeur état ci wala ki jiite état ci bi pour mu signer est-ce que tey ñoom itam duñ def de telle sorte que ñoom seen signature day nekk numérique buñ ko defoon mu gën a yomb parce que léegi loolu kii yu bëri léegi ñu ngi koy def numérique benn yoon ngay signer boo signé loolu yëpp day dem ci machine yëpp ki nga xamante ne moom moo lay tiireel
résidence bi wala extrait de naissance bi mu jël ko kii ko ci def ko ci benn yoon foofu de wóol naa fa tubaab ya moom barki yonent bi benn signature ngay signé mu dem ci papier yëpp ñu kañ nañu toll foofu toll nañ foofu de ñun ñoo ko utiliser wul dañoo bëgg a yàq suñu temps rek Mari Dabo Sénégal amul lu ñu mënta def loolu te am na xarale bi yegg na fu nekk am na lay dëgg la ay mbay ay waay Mari Dabo yow tamit yow kor Mari daa liggéey kër Mari liggéey kor Mari yàqul temps gaspillewul temps am ñun ñoo nekk fii di gaspiller suñu temps di perdre suñu temps Ndiawar Diop li may wax xam nga ko yéen Amérique foofu am na benn bàkk boo leen ni wax time is money waaw benn temps boo leen perte rek benn le temps est sacré temps dafa cher dañ koy jaay dafa am njëg temps dafa cher Mari Dabo doomu aadama am ñun toll nañ foo xamante ne ñun amatuñ benn temps mais da ngay dem fee billaahi wallaahi taalaay da ngay xëy 6 heures du matin di toog di xaar nga gis na ñoom ñu toog ba ay 8 heures parfois ñu lakk 9 heures 10 heures ñu sañse nag ñekk bu ñëwee nag buñ toogee balaa ñuy kii nekk faru defaru balaa ñuy taal machine yi ba pare fekk temps bi dem na yow yaa ngi toog soo ba léegi boo ñëwee nag nga yaakaar nañ lay defaral léegi nga dem léegi yàlla tere ngoon gi kay lañ lay wax 15 heures ngoon gi lañ lay wax ñëwal 15 heures ñëwal 16 lan mooy heures loolu ñëwal 17 heures Mari Dabo tey waroon nañ fexe tey jii man kayit su ma ko soxlaa sama kayit nekk Fatick ma soxla ko Kaolack fii ma am ko fi muy extrait de naissance muy lépp waroon nañoo mën a def ba nga xamante ne nit fu mu soxlaa kayit rek bu demee fañ ko war a wutee mu am ko inscription en ligne ñu imprimantelle la léegi nga jot ko léegi dem faji sa soxla léegi loolu barki yonent bu ñu ko defoon Sénégal dina avancer parce que tardement yi dama moo ñu teree avancer li nit war a def tey balaa nga koy def ëllëg wala beneen jour mais loolu moom moo ñu tardel te ñoom xamuñu ko ñoo dolli corruption bi parce que Sénégal léegi Mari Dabo boo bëggee benn extrait bu gaaw wala bi kii bu gaaw jaaral ci ginnaaw am doo def nga xool léegi nga koy jot ba léegi entreprise yi triple porte la ñu am la ilaha illallah porte principal secondaire ak bi ci ginnaaw ñay sonn mooy élimaan ñi nga xamante ne yoruñu gaaw ñu ay mbir waaye ñuy jaarale ca ginnaaw ñoom am na lu ñu def de ñoom daa soxla ñu joxe 5000 ci ginnaaw waaw ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy VIP yi quoi ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñooy joxe waaye ña doon joxe moom gëdd bay lañ leen di yóbbu wala tribune golo waaw tribune golo fa la ñuy toog di xaar ñoom 16 heures jot ñu jot leen Seydou Diagne daa soxla gis nga ci lenteur administratif yi tey jii maanaam ni askan bi di bare ci utum kayit tey boo exemple mooy tey boo demoon mairie nii di nga fa fekk mbooloo moo xam ne da ngay gis koo xam ne day déposer 9 heures ba 11 heures midi ñu koy doog a jox kayitam mu génn am erreur tamit ki jotul tey ñu xool tamit ñi nga xam ne ñoom la ñuy dénk wàllum papier yooyu ñu xool seeni diplôme seeni lijaasa ndax maîtriser nañ informatique ndax xam ne mën nañoo liggéey ci Excel ndax mën nañoo liggéey ci PowerPoint ndax mën nañoo saisir ci Word ndax mën nañoo imprimenter saisir sax léeg-léeg problème la dañuy juum ci turi jàmbur yi. waa Ndeye Marie xam nga au début de notre émission bi ñuy waxtaan ci campagne yi lu ma la wax nee naa recrutement municipalité daa am norme. da nga faa gis norme. dañ ko bafoué nii. waaw jeex na léegi nag loo xamante ne dañ ko bafoué kay kon mënul am norme. ay extrait yu ñuy bind da nga war a jox ku mën bind parfois dañuy bind sa sant sax doo xam sax yow mi nga xam ne yow yaa sant Dabo doo xam ndax luñ la bindal. ndax Dabo lañ la bindal wala beneen sant léegi nag boo ci utee bac bi am erreur nga dem ba war a ut liggéey BFEM bi ak bac bi niñ bindee sa sant yi bokkul. erreur continental loo xamante ne ko bind woon. war delloo si nit ci nit aéroport de ci pièce d'identité. très bien donc kon li nga xamante ne sant jàmbur man su ma mënta bind sa sant dama naan binde ko sa bopp. man am na aan bu am am na aan bu amul yow yaa sant sa aan sa papa nam la tuddee sa këyit la nga ca bindal fii sa aan du ma fa nekk di jéem a créer naan xam naa xaw ma bu ma sant jàmbur boo nee Dabo ñu naan la ndax 2B laak wala benn B laajal Ndeye Marie moom moo xam santam comprendre xam nga boo nee dans soxo ñu naan la 2S wala kii jox ma man ma bindal sama bopp sama sant balaa nga ma fi defal 2S di ma yàqal
donc ñoom dañoo dëgër bopp de jànguñ te mën a siisu waaw daas daggu la de dafa am lu wala ci yokkaar rek gis nga ren sama rakk bi topp ci man Assane daf ma tuddee doom bu mu ñëwee mu ne ko xale bi nu mu tudd mu ne sama mag bi Eliman laa ko tuddee mais du ma def Eliman bi parce que tur kayitam Eli Ibrahim Ka mu ne tee ngaa def Eliman di la forcé waaw mu forcé ko mu ne ko na def Eliman bi quoi parce que Eliman bi mooy gën a neex a bind quoi waaye ndaw Samba mu ne ko yow lan lañ la fi tegee pour bu nit ñëwee bëgg soxla extrait de naissance bu la waxee tur normal bi mu soxla nga bindal ko nga ne yow Eli Ibrahim mënoo ko bind yow bi mënul bind turu Eli Ibrahim est-ce que yow boobu war ngaa nekk fii dëgër fit mënu koo bind Eli Ibrahim te ko nun koy bindee Eli Ibrahim Ka ba benn booyu séeréer bu fa newoon moo bind ci kayit bi bindal ko Eli Ibrahim Ka jox ko muy xool di bind Marida kooku ñaata extrait de naissance la yàq ñaata doomu jàmbur la lor yàq seen compétence seen examen billaahi wallaahi wa taala loolu Marida lu ma leer naññi la loo xamante ne nit ñaa ngi koy jooy ci commune boobu noonu xam naa dama leen bañ a tudd fii rek ma ñu ne Elimane yàqati na deru benn commune waaye commune boobu instant yi ñu ngi jooy te bés a ngi ñëw lu mel noonu bu amaatee dinaa leen toogee fii ci rajo bi dinaa tudd commune bi dafay jot ni parce que Marida mënuñ laa teg ci commune nga jiite état civil nu mu sacré dafa sacré de loo xamante ne benn njuumte bu ndaw bu amee boo moytul tribunal lay mujjee maa la ko wax ñu jël koo xamante ne jàngul aani bee jàngam soriwul ndax mbokkam moo fa nekk maire ñu jël te ko fa mu yàq kayitu jàmbur yi loolu lañ ko wax te dee daa su ko moo jëloon kàddu gi dama ko doon ñambaasal loolu rek daa su ko awu la parent waaw merci beaucoup Elimane ci leeral yi dama lay gis nga moo tax ma ne la foo laal rek am na point bu sensible ñii ñu teg ca loolu Elimane nag loolu yëpp xamalu ko indi ca recrutement ba waaw moom la de mooy ñi nga xamante ne ñu yor seen diplôme ba pare ñu sànni leen fee jël mbokk gi indi teg très bien su ko defee sénégalais moom bokkam campagne waaw fi ne nii ñii di campagne ñii buñ paree ñoom ñooy ñëw accaparer mairie bi ña ca mën a sàcc suuf sàcc ña ca mën a def lu leen neex xoolal tey municipalité bi police municipalité xoolal nañ mel ak borom jagartaay doon ay intellectuel lañ fa teg du mel nii dana am benn cohésion sociale dana am waxtaan parce que yaakaar naa ne ñoom ñi ñëpp borom jagartaay léegi ñoom ñëpp di daw dépense la ñuy daw koo ci dégg muy agressé rek boo ko jàppee dañ naan la kii musul dawal jagartaa mais man ñi ma xam ñi dawal jagartaa nday mari yow sa koñ am na man sama koñ am koñu Elimane am na ñu bëri dépense la ñuy daw buñ dawee dépense 20 heures tëdd nañ koo ci gis bëccëg muy dawal da koo luwee wàccee tubayam mais les vrais jagartaaman ñi nga xam ne ñoo tax ñu naan jagartaaman 20 heures wala 19 heures ay responsable la dañuy wàcc dem nelewi gis nga en général nag kii Cheikh Tidiane Danso ñiy daw guddi yëpp amuñu jakarta maanaam man su ma dawee bëccëg bi ba wàcc damay ñëw jël si sa vélo siiru très bien moom laa lay wax ne dama ne la parce que day daw dépense ñi ngay en général ñi si gën a bëri yëpp comme ni nga ko wax rek ay soutien de famille lañu très bien mais lu métti la ñuy dund ci tali bi lu métti la ñuy dund parce que dañuy liggéey 3000 waa municipalité bi da nangu ko ñu liggéey benn 5000 gars yi na leen kaa leen fay abonnement xam nga di leen dawloo di leen defloo ay affaire te ñoom bu fekkee dañuy fay abonnement te gisuñ seen bopp ci mbir yi day xaw a doy waar parce que Sénégal du tali du lamp parce que ñoom dañuy fay bu ñuy fay tey ba aide jagartaa yi génnee bu fekkoon ne waxee wuñ ko Dakar comme borom jagartaa yi duñ daw buñ jot te ci korité bi la ñuy door a jot ku ne 25000 francs lañ lan la mën a apporter nit nag tamit 25000 ñu rang boo xam ne bañ pare am nañu ci jënd ordonnance junne mu des 20000 ak dagg sa liggéey nga waroon xëy dem liggéey lu toll ni korité nga xam ne mën ngaa xëy liggéey journée 10000 de 10000 fan na nga romb waaw dama la booba oto yi duñ daw waaw parce que foo jëm événement téeméer 700 800 tey mën nga daw journée 10000 maanaam bu fekkee ku bëgg a noppalu bu paree day jox keneen mais imagine toi korité jot ñu bàyyi bañ na gannaaw suba la korité nga ne kaa leen jël seen 25000 am na ci ñoo xam ne mooy ñu xiiboon ñi ñoom bañ paree dañoo jënd junne bi ordonnance bañ paree ñu desee 20000 boo demee kër ga da nga koy joxe ñu korité ko rek ko ñeenti ganaar duñ dimbale les gens à temps dañuy bàyyi ba nit ñi xiif di waaj a dee waaw nit ki kay boo koy dimbale mënu nga yëkkati benn 100000 francs sax nga jox ko nga ne ko comme événement la maa la ko jox mais nga bàyyi waaw waaye tamit dafa am lu ma seetlu yow Eli Ibrahim mooy ak Cheikh Tidiane Danso muy certificat de résidence waaw xam nga dañaa la demal ci chef de quartier mu jox la certificat de domicile waaw
domicile ak résidence lu leen wutale domicile léegi amatul sax parce que bu njëkk non da ngay dem domicile ñu jox la këyit nga doog a yóbbu mairie ñu jox la résidence amul tamal la amatul déglu ma ñëw man bi ma nekkee Dakar Parcelles Assainies unité 12 mooy ko ñu unité 10 unité 10 ko ñu Modou Lo ba mu fa nekkee ñu dëgmal élection présidentielle yi maa ngi doon voté Saloum fii léegi bëgg naa transférer di voté Parcelles dañ ma ne da ngay dem uuti domicile ci kër chef de quartier boo utee domicile ba pare nga dem mairie Parcelles Assainies jox la résidence jox la résidence boobu ngay dem joxe pour def transfert yi noonu laa defoon mais léegi fii nii Kaolack fii jarul loolu kay ba semaine passée ci mujj daa ñëw fii ci mairie bi ñu ne ko da ngay dem ca chef de quartier lew na mu jox la certificat de domicile nga ñëw déposé ci mairie bi bariwul de ñu ngi koy def man de wut naa ko fi ba sonn te fekk peut-être xanaa dañ maa waaw man bi ma ko daan wut daaw ma uti domicile damay dem rek wax certificat de résidence laa soxla ñu jox ma certificat de résidence mais léegi dañuy laaj domicile loolu moom mooy yéen loolu moom mooy yoon Mari Dabo looloo yoon domicile boobu moomu man dem dàquma ko parce que nit xam nga lu tax ñu laajte domicile yow mën nga ñëw joxe quartier boo xamante ne yow dëkkoo fa mais bu kayit rek mën ngaa dem tamit ca quartier ba te dëkkoo fa ñu jox la certificat de domicile loolu yëpp xanaa loolu tamit rôle chef de quartier bi la normalement chef de quartier bu nekk kër ya nekk ci biir quartier am war na koo xam boo chef de quartier yi léegi ñëpp ay paa lañ ci dematuñ voilà mu ngi noonu boo ñëwee ne ko domicile laa bëgg mu ne la fan nga dëkkee ban kër ban numéro kër nga dëkk boo ko waxee turu borom kër gi moom xam na ne kër googu dëkk nga fa wala dëkkoo fa am fiche bu nekk fa mu vérifier man li ma lay wax noonu bi ma ko waxee loolu noonu moom dafa si saa si la vérifier xam ne man si kër googu laa dëkk parce que fa laa yoroon magasin di jaay mu vérifier doo ko jël domicile bindal ma ba pare ma fay li may fay mu jox ma kayit bi ma dem sama yoon mais léegi loolu noonu kenn vérifier tul ko maanaam kayit da nga koy am si loo xamante ne dépôt ak charte yi chef de quartier nag loolu ñoom seen rôle la ñoom ñoo ci waroon liggéey bu mucc ayib waaw mais léegi corruption yi ba tax na ba léegi moom loo bëgg am ko loo bëgg am ko jërëjëf sax ngay dem ci chef de quartier ña ngay ñëw rek yow daal fexeel daal booy dem na nga doxantoog benn 1000 francs boo xamante ne moom doyee woo ko dara mën naa jënd même boo koy doyee dara moom jàppale jour boobu moom mooy loolu dana boo ko amee daal Mari Dabo loo soxla Sénégal nga am ko rang ba àgg ma ko gënal 1 franc duma la ko jox buntu pale sax boo amee dara loo joxe sax foofu boo ko bokkal gàddu koor ba ñu fexe nga gis Macky maa loo bokkal gàddu rouge ba doo ko ci biir poche bi rek comme ñoom duñu buuse nee nañ ay statut la ñoom dañoo sari tak de tam nga bokkal dañoo taxaw tamit de waaw ñoom ngay mën nga tàllal sa loxo moytul prison ngay fanaan yi Ndeye Marie da nga gis lenteur bi sax lu koy gën a indi maanaam da ngay gis koo xam ne xam nga campagne bi man ñi ma ci seen ñu bëri dañoo détourné ay fonds ASC léegi ñooñu buñ fekkee dañ leen a teg ci kaw mairie bi dañuy deret dafa fort ak habitude da lay topp xam nga yow fonds ASC ku ko détourné mais ku la jox municipalité nga këpp kees gi dem sa yoon baadoola lay doon ba xëy dee waaw ñi ma ci seen ñu bëri ay ASC Kaolack gi bëri dee nañ da ngaa dégg ren nawetaan ñi waroon dem nawetaan biñ leen jàppalee ba pare dañoo jël jeu de maillot jox ko booy xaalis bi ñu jël ko lekk mais ba pare politique bi ñu wëcc di gëmloo booy kaa leen ñu jàppale ba bu ngeen ma jàppalee après municipalité bi ngeen mën a dugg am dara buñ la ko waxee ku la toroxal sa koñ bu la nee dana la wutal liggéey biir municipalité da lay nax bés bu faloo changé numéro damm ko la xañ njëkk du la jox añ de très bien donc nag ñooñu laa ci seen ñooñu nag bu fekkente ne ñooy ñëw nañ ñu jox leen ay bureau ñu ne dañuy defar extrait duñ liggéey ligne la ñuy dugg di woo seen gel yi dañuy am jabar sax ñi ñàkk fayda di woo seen gel yi boo leen wooyee téléphone bu ko defee nag surtout si jigéen xam nga jigéen dafa gaaw fuuy tey Ndeye Marie fii nga toog am na koo xam ne bu fi toogoon sinap kenn ay noonam duñ noppalu xaw ma nuñ koy waxee sax bu fekkee sama taar bi moo ma yokki noonu xaw ma maa yërëm samay noon dana ko sinap ma borom yaay ju baax lu ne danañ ko wax alors que yaay kenn bonu fi waaw alors que loolu moo ñu satardel nit ñi fuñ dem place publique buñ dem photo estati daal ne alhamdulilah maa yërëm samay noon ak yooyu noonu yëpp administration bu tuur pour loolu waaw nit bu fekkee dañ ne la heure tel ngay liggéey de 8 heures à 10 heures boo ko liggéeyee boo wàccee demal nga ñibbi nga préparé waat suba bu fekkee dañ ne la de 8 heures à 13 heures boo wàccee demal nga ñibbi nga seetaat leneen mais déedéet doo ko def da ngay ñëw di lijjanti loo xamante ne sa yoon nekku ci
administration du pour lijjanti ay noon du pour lijjanti ay affaire du pour lijjanti dañ la faa yow pour liggéey fekkee dañ laa bindaloo extrait de 8 heures à 13 heures bindal 13 heures fu mu jotee nga wàcc dem ñibbi respecté doon na 13 heures heure pause la waaw fekkee yow naro bu fekkee noo liggéey nga woo sa supérieur ne ko allo mu ne ko suba du ma ñëw dama am empêchement daal di expliquer les raisons de ton absence mais bu fekkee expliquer woo say raisons absence expliquer woo dara yow daal dañ koo def genre Far West armée mexicaine kum neex ñëw kum neex du ñëw say loi boobu installé say loi boobu ko wax mu ne la indi woo ma fi bu ñu wooyee sa supérieur yooyu noonu yëpp loolu moo commencé moratoire négocier très bien loolu moo débordel lenteur administration bi boo demee tribunal fa la gën a yées parce que ñay lijjanti cas judiciaire ñoom it ay paa yu yaradiku ñoo fa nekk waaw foofu moom corruption bu métti moo fa nekk Eliman mi temps yi maa ngi koy defaral benn casier mujj gi benn waaye laa ko jox mu defaral ma ko après ñu jox ko ma daal koo dem jëli indi ko parce que intermédiaire bi ka koy defar damaa joteeg moom parce que dama faa dem di ko ñaan mënu ma mayu ma la bëgg ma see gëdd ma ne ko xaaral mu nguy ma ne ko doo ma gëdd da ngay defar nee nga naa bàyyi ba suba ma ne ko danaa génn bàyyi ba suba waaye doo ma gëdd jeex mu ngi noonu mais Eliman pour jeexal rek sanction yi nga xam ne tey war nguur Sénégal war na koo jël par rapport ak lenteur administrative moo xam mairie la moo xam tribunal moo xam palais de justice ba ci palais de la république sax war nañoo wut ay sanctions yoo xam ne nag teg ko fi ndax nit ñi xam ni askan wi dañoo sonn ci lenteur administrative. dafal ndànk ñen ñooy teg sanctions yi. waaw bu dee ñi la war a sanctionné ñoom ñoo njëkk a jàddu koñ te moom dana xaw a jafe. waaye du ñàkk nag war nañoo mën a teg ay sanctions Eliman. balaa ngay digle càngaay na fekk nga set. kon dana askan wi sanctionné. waaw ñun. moo tax grève du fi jógee ñaxta du fi jógee. gis nga ñun ñoo ci loolu xam nga fan yi ci ginnaaw gis nga chauffeur yi def fi grève. ñaata fan. ñetti fan yàlla ay milliards lañ ci jàpp. waaw lan moo war a seen grève bi nga yaakaar. parce que corruption bi la. parce que su fekkee da ngay daw ci kaw tali bi say këyit matul. alkaati boo romb mu arrêté la. demal kees ardo. du dagg du loo xam ne da jaar na ci këyit jaar na ci dara fa nga doon defaree say këyit ñu bëgg koo jaay nga yokk tamit say mutation. doy na waar. loolu tax ñu grève ñun tamit xanaa ñu def noonu rek. ñu def grève ñu xool ñun tamit xam bu ñu grève fan lañ jëm ñu nit mooy loolu de affaire yi fi nga ko war a jooytoo foofu la affaire yi ne. fa la buujoo. fa la ñuy ñoom si la ñuy li gars yi naan ronko ñu baadoolo. mooy cimetière buur. voilà moo am nag. ñun daal ñun ñoo siy sonn. ay kañ la baadoolo di si ronko ñu baadoolo. ñun lii ñuy wax sax ñu ngi ci erreur ñu ngi ci danger bu mag. parce que booy wax lu mel nii yaa ngi ci danger bu mag ñu ngi lay déglu fi mu ne nii. ñu ngi xool ñoo la gën a xam li ñuy wax. ñu ngi xool essai fa lañ lay jaaree ba gàllankoor la parce que li ngay wax nii arrangé wu leen. buñ ko sax jéem. mais pourtant dafa am. askan wi dañoo sonn nañu dimbali. lay sonn nañ. kayit warul jafe ci dëkk bi. dafay jafe de tuutee numérisé léegi nag. gannaaw fii loolu moo ma yéem. dara mënul dem sans kayit nañ fexe kayit yi yomb ndax nit ñi seen liggéey yomb. fii lépp loo fi liggéey kayit la. tey Marie Dabo li muy am xam-xam yëpp su fekkee xam-xam bi amul àndut ak kayit du dara. amul diplôme du dem fenn. waaw kayit gi moom mooy wane ne que Marie Dabo lii la xam. waaw qualification daa am solo si nit. yow xam-xam bii nga yor tey sa kayit yi bu réeroon. nga ñëw benn organe de presse nga leen man journaliste la. ñu ne lu koy firndeel li koy firndeel. te wane woo benn kayit bu koy firndeel est-ce que danañ la fa jël. fi a réew mi toll ci àddina. dañ la gëm. avant la woon léegi même boo xamul dara am na ñoo xam ne ay journalistes lañ xamuñu tous. ñu yore seen kayit bu ñëwee ñu jël leen parce que loolu mooy wane nag kayit bi dafa am njëriñ. kayit loolu njëriñu kayit loolu la da ngay gis koo xamante ne xamul tous arrangement la ñu def ba mu am diplôme. ñu jël ko loolu moom may indi nag poste yi nga xamante ne poste yi du dox ñu ne lan moo tax doxul. pourtant diplôme nangam la am. la mi perte ëpp la muy gañ. mais pourtant la nekk sa diplôme ba nekku si bopp bi. loolu moom moo koy indi rek. expérience dafa am solo. da ngay gis nit koo xamante ne amul këyit. këyitu diplôme am këyit li xam-xam boo xamante ne kii am këyit amu ko. parce que moom lim ci sonn lim ci ñafe. lim ko jaral nam ko bëggee. moom moo ko permettre mu yegg tey fi nga xamante ne bii ki am diplôme yeggu fa. voilà loolu nag ñu sóoraale ku ñu xam ne këyit dafa am solo. nañ dimbale nit ñi ci kayit yi. kayit yi gën a yomb mairie Kaolack bii nee nañ dañuy tabax état civil bu bees waaw na gaaw pare rek. parce que ñu paree nag nañ fexe ba nañ ko numériser ku toog ma toog sama kër def inscription en ligne bind sama numéro de registre joxe sama filiation yooyu yëpp
ñu livré ma ko ñu livré la ko moom mu gaaw bu dee da ngay fay sax nga fay livraison ba livraison loolu bu ñu ko defee mu gaaw voilà pourtant loolu mu ngi ci rangoor dëkk bi yëpp am dëkk yëpp mu ngi fa mais nga xëy fajar mooy capantati nga ñëw di rang di xaar say papier ba 16h am na ñoo xam ne mairie ba la ñu yendut billaay da nga leen duñu yërëm lekk duñu naan duñu lekk duñu naan seen paas kese la ñuy indaale ah vraiment loolu dafa métti metti na nañ ñu dimbale li la war a suul yi ñu dimbale dañu dañoo sonn dañoo taay dañoo damm damm dee crevé bu heure bi jotee nag ngeen ñëw fii di ñu dig man de ku ma di dégg ma ni ñu waaw dañoo ndax sonn si waaw digg du yi. booy lex man duma ku waaw wax ma ni man- waaw yee, waaw man- du booy lex di man waaw benn waaw dootuma ko wax kenn waaw dootuma waaw kenn dootuma wiiw kenn waaw ak wiiw kenn du ko déggati ci man mën nga ni man waaw kenn boo dootuma pare nax. nekk ci li nga nekk parce que dañoo sonn ñoom ñëpp léegi ñoom ñoo yem benn wax ji rek ngay dégg léegi xam nañ ne léegi nit ñi gëmaluñ leen léegi ay xas lañ jógte léegi ah waaw pour ñu jot yaakaar nañ ne bu ñu xasee mari daaba rek danañ jot bilaay walaay man kii xas sax man xam nga ne kooku du ma ko wóolu kóllëre amatul fenn voilà jeex na tàkk mu ngi noonu Cheikh Tidiane daa soxo waaw comme li Elimane wax rek centre d'état civil bi nga xam ne ñu ngi koy tabax foofu biir mairie bu fekkente ne pour xeex lenteuru liggéey bi la ba pare mu yegg si gën a yées jarul ñu koy tabax jaru ko parce que nit ñi tam askan wi dañ cee war a gis seen bopp parce que nee nañ benn municipalité doyut ña ngay tabaxaat beneen ca biir foofu ngir xeex lenteur bu yegsee nañ ca teg ña ca war a toog ñu jël ñañ war a jël te mu bañ a am ay mbuxum ak sama doomu nijaay sama doomu bàjjen te mu bañ a nekk poste politique day tardé réew bilaay mooy nañ ko def par concurrence par appel d'offre par appel d'offre par expérience par aussi expérience nit ki munoo am licence di yem ak ko am master bokkul nañ ko waxtaanee te dee municipalité Kaolack bi dañoo yaakaar ne Mariama Sarr sax def na ci ay jéego mais kii ñëw nii mbokk auditeurs yi ba suba incha allah mi ngi noonu moom daan dafay jaaree tàggatoo moom Cheikh Tidiane daa soxo El Ibrahim mu ngi noonu suñu émission dafa mel ni jeex na tàkk parce que 9h52 minutes moom moo jot di kontaan ci auditeurs yi bu baax rawatina ñi nga xamante ne bii ñu ngi ñuy teewlu ci biti réew ak Sénégal yëpp ak ñiy teewlu ci Facebook live bi ak suñuy application Play Store Apple Store suñu Kër FM ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax waaye di gërëm borom xeer yi Cheikh Tidiane Dansokho moom daal dafa mel ni li mu namoon ci wax yëpp ak li mu guuxoon bu koy addu yëpp ci micro yëpp des ci journée bi bu xëyee daal daa di koy jóor askan wi tey génnee na ko xam naa ne daal suba est-ce que dana fi waxati dara parce que tey li mu génnee moom saa yoo xëyee am loo wax ay ca mu ngi doon kontaan ci moom bu baax a baax di kontaan ci yow di vraiment suñu jigéen soxna Roxia Sall mi nga xamante ne bii moom moo ñu doon accompagner ci émission bi moom it ñëwul tey li ko waral moom mooy suñu maman boobu nga xam ne yaram bi dafa sutante ñu ngi ñaan yàlla rek yal na ko yàlla yëkkati ba mu delluwaat ci sagom macha allah da ko ñaanal fu mu nekk vraiment di ñaanal vraiment Roxia Sall ba mu ñibbisi ci jàmm vraiment suñu xarit boobu suñu jigéen boobu macha allah yaa Seyda waaw yaa Seyda mu ngi noonu xam nga ne moom mooy borom hadis yi vraiment ñu koy nuyu bu baax a baax di jaajëfal Jawar Diop mi nga xamante ne moom moo ñu permettre ñu am lii macha allah di fi addoo chaque journée xam ne tasu xibaar moom boo ko xañee micro moom xañ nga ko lépp ba mootul gémmiñam dina néewi day forox toll kon lii boo ñu ko joxee fii pour ñuy addu ñu ngi lay gërëm bu baax a baax di gërëm ñëpp di leen jox dig daje ëllëg incha allah ci beneen numéro moo ngi noonu di leen jox di ko daje ëllëg ci www.sunuker.com www.sunukerfm.com compétence indépendance waaye crédibilité juste pour vous seen rajo plateforme yi disponible Facebook YouTube waaye itam li nga xam ni mooy application bi ngeen mën a ko télécharger via App Store wala Play Store ngeen di ko am fu ngeen mënti nekk rek di ko déglu ci li nga xam ne rek mooy émission yu fasanti ko yu nekk fii rendez-vous est donné demain incha allah 8h 10h ci Sunuker Matin